Sénégal TFM lañ bëgg waaw waaw TFM bés bu nekk ñu seetaan général nag rassemblement tax mu juddu ñun nag at bu jot ñuy rassemblé wu ci télé bi ngir gunge leen jox leen li ngeen bëgg ci période bi la nga xamee ni période bu sell la donc émission bu halal la moo tax am barke bu ci ne ngeen di ci ànd ak ñun ci télévision Futur Média en direct ren nag ma fàttaliwaat leen ko saison wu quartier général bile dafa tombé ak crise bu xaw a doy waar woo xamee ni saa yu ñu xëyee dégg ci ay mbir yu ñu jaaxal waaye ñun nag ginnaaw lu mënta ñàkk faaw mu am ñu ngi jéem rek di leen gunge à travers jotaay bile di sensibiliser di décrypter di leen informer mais de temps en temps di leen divertir ndax loolee itam mënul ñàkk parce que bëri na ci ñoo xamee ni waxuma stress mais dañoo crispé ñii ci Sénégal ñun am nañu couvre-feu bëccëg bi nee ñu nañu toog suñuy kër te bu ñuy génn takk suñuy masque boo demee bitim réew confinement total kenn demul kenn dikkul muy situation bu doy waar boo xamante ni tey daanaka comme bëri ki démb daañu jagleel émission bi yëpp li nga xamante ni moo di crise bi di crise Covid 19 wala coronavirus tey am nañu ay gan yu mag man ak ñi ma ciy àndal ñu ngi leen di xaar bu ca kanamee Mamadou Ndiaye dina leen wax naka ngeen mën a def ba bokk ci jotaay bi à travers réseaux sociaux yi bu leen fàtte itam bu dul réseaux sociaux yi am nañu ay numéro téléphone yoo xam ni daanaka bëri na am ngeen possibilité di ci woote bu ko defee ñu jox leen suñu participation ci ndimbal yi nga xam ni actuellement sénégalais yëpp dañu koo soxla gouvernement jóg na joxe ay camion ceeb ak camion diwlin secteur privé bi jóg nañu sang yi jóg nañu sëriñ yi jóg nañu ku nekk di ci dugal sa loxo ñun nag comme gis nañu ni quartier général bi mooy li ngeen taamu moo tax ñu jéem rek ak équipe yi di séddale ay enveloppe yoo xam ni naam mënuñoo dajal Sénégal yëpp mais daañu jéem rek ku ci am chance ba jot ñu ci numéro téléphone yi nga xam ni ci ndimbalu équipe yi ci ginnaaw daañu ko affiché ci suufu écran bi di ngeen mën ñu sédd leen ci panier ndogu yeeg suukaru koor yeeg enveloppe yi nga xam ni bu ci nekk def na 100 000 francs ak lu teg li ñuy tàmbalee nag mooy téléservice bi yi mënul ñàkk faaw rek ñu baaxee leen ko xanaa rek jox leen image bi nga xam ni actuellement lii la ñëpp war sàlloo mooy takk masque yi ñun nag gis ngeen ni démb daanaka coow xawoon na juddu ci télé bile ak ci télé yu bëri ci takk leen masque yi xam naa ñoom kaaraange rek la ñu bëgg waaye bi ñu waxtaanee ak ñoom ba tey juboo ñun nee nañu ñu yokkaat mesures yi ngir sàmm équipe yi nga xamante ni ñoom la ñu sélectionné pour ñu liggéey avec beaucoup de risques ci saison quartier général bile moo tax aménagé waat nañu beneen studio fan yii yëpp amoon nañu ñaar yoo xamante ni dañu koo xàll ba ñett waaye yokkaat nañ ci beneen muy ñeenti studio yoo xamante ni dinañu am ñu nekk fii am ñu nekk ci deuxième bi am ñu nekk ci troisième bi am ñu nekk ci quatrième bi am itam beneen partie boo xamante ni dañu leen obligé ñu bañ ñëw dinañu jokkoo ak ñoom ak li nga xam ne ni moom la ñu xewal tuddee ko télé travail donc ñun peut-être mën nañu respecter distanciation physique bi ba noppi bañ takk masque waaye yéen ñu ngi leen di ñaan ngeen takk masque yi ndax lii mooy li war masque yi nag gis nañu ni dafa xaw a austère moo tax nit ñaa ngi koy defar ak a defaraat gis naa léegi Lamine Samba def masque am boo xamante ni am na logo quartier général ak logo TFM am na ay masque cuir jafe na pour nooyi ci gis naa ñoo xamee ni seen i sëriñ la ñu def ci masque yi mais bon l'essentiel mooy ngeen protéger wu et que protection bi dafa am solo ndax tey bi ngeen déggee bilan bi nga xamee ni moo jógee ca ministère de la santé et de l'action sociale ñu bëri xaw nañoo tiit ci lim bi nga xamee ni mu ngi yokku bi crise bi tàmbalee ak léegi Sénégal mu ngi toll ci 736 cas am na ay borom xam-xam yoo xamee ni nee ñu bu ñu moytuwul Sénégal mën na dem ba pic bi gën a yéeg te su boobaa du baax xam ngeen ni hôpitaux yi nee ñu naam borom xam-xam yaa nga fa mais moyens yi taxu ko demee noonu donc ñaanuñu yàlla malade yi bëri ba nga xamee ni du ñu am lu ñu leen faje comme yeneen dëkk yi donc tey am nañu lu toll ci 284 yoo xam ne ni au total ñoom ñoo wér waaye tey Sénégal am na 69 cas yu bees 442 yoo xamante ni ñoo nekk sous traitement et que boo seetloo selon ba tey xam-xam yi borom xam-xam yi li ñu ci wax Sénégal dugg na ci fukki dëkk yi nga xamante ni actuellement crise bi xaw na jaaxal ñi nga xamante ni ñoo dëkkee ci dëkk yooyu donc ñu ngi ñaan suñu borom gën ñoo taxaw d'ailleurs tey képp koo xamee ni am nga loo bëgg a xam ci feebar bi puisque l'heure est grave et rien ne sera plus comme
avant dinañu recevoir koo xamee ni fan yëpp ràññee nañu ko ci crise bi muy professeur Daouda Ndiaye moom nag miin nañu ko taxawaayam ci feebar bi di paludisme miin nañu taxawaayam ak organisation mondiale de la santé d'ailleurs on a fait appel à Awa Mbaye ndax ku ne santé ci groupe Futur Média sa xel dem ci Awa Mbaye sa xel dem ci itam Fatou Kiné Dem donc Awa Mbaye est avec nous dinañu waxtaan lu bëri ci lépp loo xamee ni jëm na ci mbas mi et puis toutes vos questions di ngeen ko mën a envoyer ci compte yi nga xamee ni am nañu ko ci réseaux sociaux yi li ñu leen di baaxee te mënul ñàkk mooy xibaaru jaww ji pour ëllëg mardi ñu won leen dëkk bu ne li mu nar a yeewoo ci wàllu température 20 degré Dakar 20 degré Saint-Louis 24 degré Podor 24 degré Linguère Diourbel 24 Kaolack 24 Ziguinchor 23 degré Kolda 26 Tambacounda 31 Matam 29 Kédougou mën na yeewu suba ak température yu toll ci 28 degré après midi bi nag daanaka ci la thermomètre bi di yéeg selon météo jëm 39 jàpp 40 ba 41 am na ay dëkk yoo xam ni daañu yendu comme nawet ak température yu nar a toll ci 42 degré boori Matam ak fi nga xamante ni moo di Kédougou Kolda Tambacounda yendu ak 41 39 mooy maximum bu Kaolack 39 di maximum bu Diourbel Linguère 40 Podor 40 Saint-Louis 32 Dakar 25 degré Ziguinchor 38 dina metti nag pour ñi nga xamee ni ñooy génn ndax farata tàngoor week ni mu taree ci dëkk yu bëri bu yaboo ngeen gën toog seen kër au-delà de feebar bi toog leen ndax tàngoor wu tar wi ndax woor ba ngoon tàngoor sonal la am na leneen lu ko gën donc toog leen seeni kër bu ngeen amul benn farata boo xamee ni da ngeen koy def ci biti ñu baaxee leen itam pour dem katu géej yi peut-être waxtu marée yi marée haute bu njëkk bi météo prévoir na ko bu 11h22 jotee bi ci topp daañu ko am ci guddi gi bu 23h37 jotee waxtu marée basse yaa ngi bu njëkk bi ci fajar gi la ko météo prévoir bu 5h06 du matin jotee marée basse bi ci topp daañu ko am takkusaan bi exactement bu 17h36 jotee pour peut-être ñi nga xamante ni ñooy faral di dem nappi waxtu yi nga xamante ni moo nar gën baax pour ñoom 4h16 du matin la jàpp 6h16 du matin ngoon gi mën naa baax normalement ci diggante 16h44 jàpp 18h44 parce que amaguma information pour xam est-ce que nappkat yaa ngi dem ak di dikk ba tey ci géej gi loolu leeraguma mais quand même ñu baaxee leen loo xamee ni mën na leen a jëriñ suba ci wàllu jaww ji jant bi nag biddantiwul benn yoon moom dina xëy ëllëg bu ñu xëddee ba noppi ba salaatu bu 6h48 du matin jotee nar a tëddi boori ndogu bu 19h26 jotee donc ñu ngi gërëm bu baax service national météo guddi gi ñoom ñoo ñuy baaxee xibaaru jaww ji loolee itam lu mënul ñàkk la ci jotaay bile nga xamee ni moo di quartier général liñ ciy toftal mooy naafile yi ñu ngi ci 4e guddi wala ñeenteelu guddi gi loolee dañ ci ànd ak oustaz Assane yaa oustaz ñu ngi lay nuyu di la ziar jox la sa wàccuwaay naafile yi itam ay bonus la yu am solo yoo xamee ni sunu borom moo ko baaxee jaam yi. Cheikh maa ngi lay nuyu yow itam di la delloo ziar di ziar téléspectateur yu télévision Futur Média yi ñuy topp guddi gu nekk ci quartier général yi nekk ci réew mi ak ci bitim réew ak ñi nekk ci plateau bi di leen ñaanal ñoom ñëpp yàlla defal leen jàmm defal leen xéewal sutura teranga àdduna ak àllaaxira ci darajay Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla barkeel koor gi nangu julli yi nangu ñaan yi nangu lépp la nga xamante ni jaamu nañ ko ci te may ñu fekkee déwén mu ànd ak sutura gu sax dàkk comme ni nga ko waxee tey mooy guddik juróomeel si ñuy oroon ajjuma guddik ñeenteel si ñuy oroon samedi ala kulli xaal ak lu mën a xew suñu borom subhanahu wa taala mi nga xamante ne moom mooy nangu yal na yàlla nangu julli yi ak ñaan yëpp tey nag naafila bi dañu ne ñeenti ràkk la ku ko mën na nga ko def ràkk bu nekk nga jàng si fatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruun ba mu jeex ñetti yoon nee nañ képp ka nga xamante nii def nga naafila bi suñu borom subhanahu wa taala mën na la si bindal yoolu ka nga xamante ni dafa bokk ci gaay yàlla yi nga xamante ni dañu saxal di jaamu yàlla ñu tuddee leen ay saalihin muy les pieux te loolu dafa nekk la nga xamante ni lu am solo la ndax ñooñu dafa bokk ci ñi nga xamante ni suñu borom subhanahu wa taala daf leen gërëm mooy ñi nga xamante ni làq nañ ngërëmu yàlla subhanahu wa taala kon naafila baa ngi noonu Baye Cheikh ñeenti ràkk la ràkk bu nekk fatiha ak qul yaa ayyuhal kaafiruun ñetti yoon boo ko mënee nga def ko ku mën lu ko ëpp itam nga def ko ku mën lu ko yées nga def ko ku ko man itam nga def ko ndax naafila moom bokkul ak farata lu ko waay ma ne rek noonu la koy defee waaye comme weeru koor la ñu nekk weeru ngëneel weeru yërmande weer woo xamante ni loo si jaamu yàlla fulal la ko ba si li nga xamante ni moom moo di lim bu ko neex kon lu baax du si doy Baye Cheikh kon naafila baa ngi noonu ku ko man rek na nga ko def insha allah am si yéene jaamu yàlla te ñaanaaleel réew mi ñaanaaleel doomu aadama yi ñaanaaleel adduna bi mbas mi nga xamante ni moo ñu jaaxal Baye Cheikh te tiital ñëpp ku mu tiitalul rek yow xamuloo li xew ñaan yàlla subhanahu
subhanahu wa taala jële ko fi Baye Cheikh te ñu woor ko si bismillahi rahmani rahim jeexale ko ak alhamdulillahi rabbil alamin. moo tax tey lu ci ëpp loolee la ñuy waxtaanee ak mbas di Covid 19 wala coronavirus am na ay détails yu am solo yoo xam ne bëgg nañu leen ko baaxee parce que crise bi dafa bëri ay zone d'ombre loolee la Awa Mbaye d'habitude di sensibiliser sénégalais yi ci RFM après midi yi waaye ñun daañu jéem gën yaatal sensibilisation bi gis ngeen ni wàññi nañu effectif bi toogee ci studio 1 bi on va à tour de rôle dem ci ay studio fekk fa équipe yi nga xam ne ni ñoo fi ne tey ci guddi gi pour gunge leen ci télévision Futur Média ñun nag dañu yendoo daanaka ak naqar loole itam bëgg nañ ci wax laataa ñuy fekki Lamine Samba ci beneen studio bi pour yéene kaay yi attirer attention am tey jii ci bis bi loolee d'habitude dañ ci daan ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye mais ren heure yi muy liggéey ci rajo bi dafa xaw tar ndax fajar gi lay tàmbali ci RFM matin daanaka yendu ak auditeurs yi donc pour mu fanaan ci télé bi dafay jafe waaye ginnaaw lépp loo xamee ni jëm na ci wàllu journalisme média ak communication kàngam yaa ngi ci groupe Futur Média bu kii jàppee fii rek kee mën na jàpp fële loolu moo waral saison bile Alaaji Lamine Samba di ñu jàppale ci li nga xam ne ni moo jëm ci yéenekaay yi ndax loolee yëfam la bëri na ci ay nit yoo xamee ni ñoo ngi ci ay rajo Lamine moo tax ñu revue de presse donc defe naa ñi amoon nostalgie di déglu Lamine Samba dinañu kontaan léegi nii dinañ ko fekk ci beneen studio bi nga xamee ni dañu ko aménagé spécialement pour revue de presse boobule donc naqar wi nga xamee ni moom la ñu yendoo bu njëkk bi mooy génnuk àdduna sunu benn wayjur di soxnawu professeur Massamba Gueye docteur Massamba Gueye soxnaam dafa génn àddina ni ki tey ci malaise loolee la ñu yendoo mu dib naqar boo xamee ni daf ñoo bett ndax moom sunu wayjur bu jigéen la woon ñun ñi nga xamee ni ñoo bokk ci njabootu professeur Massamba Gueye et puis beneen naqar bi ci topp di génnuk àdduna wayjur bu jigéen bu Kebs Thiam voilà Kebs nga xamee ni yaayam rek la amoon yaayam rek mook yaayam c'est une très longue histoire pour ñun ñi nga xamee ni ñoo fekkee te yàgg ànd ak moom donc di ñaari naqar yoo xamante ni daf ñoo bett lu la bett mën la surtout ci période mbas mi donc ñu ngi massawu Kebs Thiam mi nga xamee ni moo ñàkk waajuram bu jigéen tay ji moo tax xam naa du ngeen ko gis ci quartier général bi et tey prévoiroon na ñëw accompagner waa diaspora bi ci ay information donc malheureusement ñu dégg ni taalibe Serigne Fallou boobu yaayu Kebs Thiam génn na àddina ak soxnawu professeur Massamba Gueye dee moom faalewul crise faalewul mbas bu diiree rek day jam comme ni ko El Hadj Mbaye Garmi di waxee te fii mu tollu tembe koor nag dëgg la bugguñoo dee bugguñoo gaaw a dee waaye période bu baax la quand même pour dee na ma yàlla baal. waaw Baye Cheikh comme ni nga ko waxee fa tabarakallahu kenn buggul dee kenn buggul gaaw a dee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doon na wax ne dee leen ñaan li nga xamante ni moom moo di gudd fan. te gudd fan dafa nekk loo xamante ni lu am solo la ndax bu fekkente ne da nga gudd fan nekk su lu baax sa yiw day gën a bari boo nekkee si sofaan nga mën a rattrapé wu ba suñu borom subhanahu wa taala mën la jéggal mën la yërëm say li nga xamante ni moom moo di sa ay rëcc-rëcc waaye comme ni nga ko waxee dee moom la yàlla njëkk a bind door a bind li nga xamante ni moom moo di dund walladi xalaqa al mawta wal xayaata li yabluwakum ayyukum ahsana amala la yàlla waxoon yàlla neen dama bind dee ba pare door a bind dund ngir càmbar leen kan mooy gën a rafet ay jëf ëllëg yawmal qiyaam kon li nga xamante ni moom moo di génn àdduna ñi nga xamante ni ñoom nga fi lim yàlla leen yàlla yërëm xaar leen ajjana waaye dafa nekk la nga xamante ni du jaas yàlla ne woon na aynama takunu yudrikumul mawt walaw kuntum fi burujin mushayyada nee na fu ngeen mën a nekk rek bu àpp bi jotee malaaka mi dana ñëw rocc seen ay ruux andi ko fi nga xamante ni mooy fi ma ko soxlaa donte la da ngeen nekk si ay tour wala ay tata ya nga xamante ni dañ ko encastré defal leen fa air conditionnel bu dee jotee rek day daal dee ñëw ndax malaaka mi loolu la ko rek immeuble waaw immeuble genre wala gratte-ciel su la neexee nga xam ne borom bi nee na bu jotee rek bu ngeen fa newoon tëju fa encastré wu def fa air conditionnel bu jotee rek danaa yebal malaaka mi def liggéeyam te malaaka mi bu ñëwee comme la Seydil Hadji Malick radiallahu taala anhu waxoon soxlaawul dara loo koy berndeel wala loo koy tegal ndogu wala loo koy nganelee lu dul lenn muy ruux mooy li Maam Maodo waxoon radiallahu taala anhu fa kayfa alxaal ida nazala dayfu lmustaax wa ma lahu xiran illa al arwaax nee na naka ngeen di def bu gan ñëwee te gan googu benn bernde rek la soxla te moo di seeni ruux xanaa jox ko rek wala mu jël ko si kàntanu borom bi subhanahu wa taala kon Baye Cheikh metti na
tar na waaye période bi wax fa dëgg yàlla nekk na weeru yërmande weeru njéggal nga xamante ni safara tëj nañ ko buntu aljana yëpp ñu ubbi ko kon ku si suñu borom subhanahu wa taala moom dañuy yaakaar ne am njorta bu rafet ne suñu borom subhanahu wa taala dana la dugal aljana kon profité aussi jaale ki nga xam ne moo di Kebs Thiam muy juróom yàlla na ko yaare xaare aljana professeur Massamba léegi la ñuy woo bi laaj ñuy dugg si studio bi moom itam yóbbante ñu ay yóbbante yoo xamante ni si kanam incha allah mën nañ si ñëw par rapport ak situation bi ni mu tëddee ak lii xew démb ba tey si benn vidéo bu ñuy partagé si réseaux sociaux yi loo xam ne depuis 2015 la woon léegi la ma woo wallahi di ne abba na sama làmmeñ ne moom lépp la nga xamante ni yëkkati na ko si loolu nga xamante ni moom mooy daw si réseaux sociaux yi te mu am ku mu yëkkati sa xol tuuti rek la na xari nee na mu ngi lay jéggalu si weeru koor bi noonu itam la ñuy jéggaloo noonu itam laa si waxtaane ak Alaaji Assane Gueye tey si bëccëg lu yàgg ndax seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel te yee fitna baaxul yonent sallallahu alayhi wasallam waxoon ne al fitnatu naimatun laana allahu man ayqadaha fitna day nelaw képp ku ko yee yàlla rëbb na ko moo tax tey suba bi ma déggante ak professeur ak sànq si guddi surtout si suba bi mu waxee ne sama soxna dafa wàññeeku Baye Cheikh li jóge si man max yàlla rek ñoo ko xam metti na mais yàlla nañu yàlla defal jàmm te yërëm ñi ñu jiitu ñun ñi fi desandi ñu yàgg fi di leen ñaanal te yàlla teg ñu si yoonu njub Baye Cheikh macha allah donc période la bu xaw a difficile pour nit dem ci ndax daje yeeg yëpp dañu koy tere pour dem di jaale dafay metti pour ànd ci ak néew bi itam dafay metti mais yàlla na sunu borom suturaal te gën a dooleel ñi nga xam ne ni ñoo ñàkk seen i mbokk donc Kebs Thiam ñu ngi koy masawu waajuram bu jigéen la ñàkk masawu itam professeur Massamba Gueye mi nga xam ne ni moo ñàkk soxnaam di suñu waajur bu jigéen itam ak njaboot gi yëpp dee nag bàyyi fi ay xale dafa xaw a metti waaye suñu borom moom moo dalal suñu xel lu mu teg jaam rek da koy xool calcul ko ndax jaam attan na ko ou pas donc lu mu tege rek jaam nangu na ko. waaw lu mu teg Baye Cheikh faw jaam nangu ko du teg nit lu mu attanul comme on dit. déedéet laa yukallifullahu nafsan illa wus'aha dañuy jàmbat rek waaye yàlla du teg kenn lu mu attanul illa ma ataaha yàlla nee na bu ma xoolee sama jaam ba xool ko rek te yàlla moo ñu gën a jege suñu boolu bu mu xool ba teg ko nattu rek xam naa ne nattu boobu jaam bi attan na ko moo tax lépp la nga xamante ni yàlla subhanahu wa taala dogal na ko si jaamam Baye Cheikh nit ki moom mooy xam rek ne loolu moom moo gën si moom ndax boo demee si alquran yàlla ngi naan wa asa an tukrihu shay'an wa huwa xayrun lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun yàlla nee ne amaana léeg-léeg mbir ñëw xaw a diis lool metti lool mais du ngeen comprendre amaane moom moo gën si yéen waaye léeg-léeg mbir ñëw mu am nu mu demee ngeen bëgg lool fekk ne gënul si yéen nee na da ngeen may bàyyeeg seen bopp bu ngeen ma ñaanee rek ma defal leen ni mu gëne ak li gën waaye bu ma ko defee ni ngeen bëgg rek amaane du demee ni mu gëne waaye moo tax yonent sallallahu alayhi wasallam dañu wax naan wasalullah min fadli boo leen di ñaan day leen ñaan yàlla si ngëneelam waaye bu leen ñaan yàlla si ni nga xamante nii ma noonu ngeen ko bëggee moo tax sallallahu alayhi wasallam doon na wax ne ñaan bu am solo dernière sujjóot si julli toujours di wax naan hasbunallahu sayutina allahu min fadlihi wa rasuluhu inna ila allahi raghibun maanaam lépp jébbal nañ ko borom bi yàlla moo ñu moom yàlla moo ñuy tàggatal yàlla mooy dogal waaye itam ñu ngi koy laaj si ngëneelam di ko ñaan mu defal ñu li gën si ñun ndax ñun xamuñu li gën yàlla rek moo xam li gën waaye yemul foofu nee na ñuy ñaan yàlla si ngëneelam ak ndawam di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ndax ñun ñëpp Adja Awa Baye Cheikh si borom bi subhanahu wa taala la ñu jógee te si yàlla subhanahu wa taala la ñu dellu moo tax lépp lu ñuy def nañ ci xool suñu diggante ak suñu borom lu ñuy wax nañ ci xool suñu diggante ak suñu borom ndax dee day bette al mawtu laa yati illa baghtatan te la nga xamante nii day bette ak kaas boo xamante nii tour de rôle la ku nekk da siy naan Baye Cheikh xamoo sa tour kañ lay doon foo tollu rek war nga ko waajal bu baax war nga baax voilà jërëjëf yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax ci kàddu yu am solo yooyu nga xam ne ni daf ñuy gindi ñu dem studio 2 fekk fa El Hadj Lamine Samba di ko ndokkeel Lamine ñu ngi lay nuyu di la ziar masque bi sax aajootu ko ndax waxtaan nañoo kilifa yi tey ci suba ba ñu autoriser ñu quand même pour ñu mën bañ takk masque yi mais obligatoirement respecter mesure d'hygiène yi xam nga Sénégal mënta doon exception mënoo dem France Amérique ci dëkk yu mag yëpp ñu ëpp ñuy deek ëpp ñu ay jafe-jafe ci feebar bi te gisuloo benn plateau télé bu ñu imposé ñay ñëw ak ñay fay def émission ay masque donc du coup bi waxtaan wi sottee ci lañ ñu autorisé quand même parce que ñun ci yoon rek la ñuy bëgg di takk yi ñuy def mën nanoo bañ takk masque yi mais ça veut pas dire que masque yi amul njëriñ ça a beaucoup d'importance jusque wàññi nañu effectif bi may toogal ci côté bile et sama digg ak ñoom suñu digg ak ku ne daanaka toll na ci 1 mètre bu dee ñoo bokk plateau
yeneen studio yi nag fexe nañu ba ber fa loolee la nuy wane léegi ak El Hadj Lamine Samba ñu ngi lay ziar jox la sa wàccuwaay bëggati lool ci sa teewaay ci quartier général bi Lamine ñu ngi lay nuyu. jërëjëf Aj Pape maa ngi lay nuyu ci studio 1 bi nga nekk maa ngi nuyu tamit ñëpp ñi nga xamante ni bokk nga ak ñoom plateau bi te it maa ngi nuyu sénégalais yi nekk fii ci biir réew mi nekk ci bitim réew Pape dama lay àbb sa njaale rek delloowaat ko ndax professeur Massamba. bu ñàkkee soxnaam ñun ñii ñëpp ñun ñoo ñàkk. walaay ñoo ñàkk ñu koy jaale moom ak njabootam yëpp. Kebs Thiam it bu ñàkkee waajuram wu jigéen ñun ñii ñoo ñàkk suñu waajur wu jigéen. ñuy jaale Kebs Thiam bu baax a baax yàlla woyofal suuf ci kawam. jéggal ko bàkkaaram moom yaayam jooju nga xam ni moom moo génn àdduna. mais Pape aussi tamit suñu borom jërul alalu kenn. suñu borom jël moom moo ko moom. leer na mais dafa am fenn foo xamante ne nii. da nga fa tàmbalee. il faut que ma yokk cere dolli ñeex. su ma nee yokk cere dolli ñeex mooy dafa am ñaar ñoo xamante ni ci métier mi ñuy def man seen mag laa ci. seen dijaay laa ci. ndax yàlla dafa dogal seen paa yu njëkk ci métier mi man maa leen ko tettee ki ci njëkk mooy Mamadou Mohamed Ndiaye sama rakk la su ma jarbaat la su ma lépp keneen ki ci topp mooy Ahmed Aïdara ñoom ñaar ñooñu saa yu ma leen déggee damay fier damay béglu ñëwuma nag pour remplacer kenn mu leer. waaye dama ñëw pour liggéey te lu nu ma jox danaa ko liggéey waaye Mamadou Mohamed Ndiaye ak Ahmed Aïdara samay rakk lañu samay jarbaat lañu samay xarit lañu samay lépp lañu te tey Pape bu ñëwoon ma jox ko place bi dellu ci la ma nekkoon salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. macha allah ñàkk ki ñaan ci yow la fekk baax El Hadj Lamine Samba surtout Fat Ñang Bant ñu ngi lay gërëm ci kàddu yooyu nga xamee ni moom nga ibbee mën na noo xam yéen kaay yi attiré sa attention tey ci talaata ji. Pape waaw dina metti dina yomb parce que traitement yëpp ñoo yem. booy xool xam naa ni Fatim moomu nekk ci plateau bi dina wax ni. angle de traitement yi rek ñoo différent mais presque booy xool. xam nga lu ko Awa Mbaye mi mu toogal di feeloo. waaw loolooy déontologie. xam naa journaliste yi. waaw ok loolu ñoom ñaar ñoo xamante ni ñoo toog ci plateau bi nekk ay taskatu xabaar pur et dur. ñoom xam nañu ni. angle de traitement yi rek ñoo wuute. mais boo xoolee au fin fond Pape xam nga la nga fay fekk. Covid 19. kese loolu rek nga fay fekk. si nga di nga gis kii ni mu koy traité kee na mu titré kee la mu lee mais boo jëndoon tey benn journal donc. jàppan ne la nga cay fekk moom ngay fekk ci beneen journal. lu ay di jàmbat. moo tax tey ma tànn juróom ba xam nga Pape mënu ma fee toog te du ma tànn sport. quand même waaw rawatina lamb. tànn naa. journal yoo xam ne ñooy yëngu ci wàllu sport. mais tànn naa aussi tamit l'observateur bi nga xamante ni du dama ko tànn li may liggéey ci kër gi. mais dama ko tànn parce que sénégalais yi ñoom ñoo koy lire. et peut-être que sénégalais yi ñi nga xam ne ñoom ñoomee seetaan li ma leen di wax ci biir l'observateur ñoom ñoo ko gën a xam Pape Cheikh. kon ñu tàmbalee ak journal bi nga xamante ne nii moom mooy l'observateur yéene kaay moom dafa xëy Pape feeluñu dikk ak ñun ba tey ci mbas mi nga xamante ni nii mooy lëmbe réew mi suñu ne mbas mi nag mooy Covid 19. mu ni am na loo xamante ni nag xew na ci feebar bi Pape am na garab bu yees boo xamante ni nii génn na ñu koy wax artémisia. artémisia la ñu koy wuyoo artémisia nag ab remède boo xamante ni nii la nee nañu réewu malgache la bàyyeekoo. waaye Pape lii chance bi mooy ndekete ñi ngi koy béy Thiès depuis 2007. bon garab googu ñi ngi koy béy ci Thiès am na ci ay techniciens yoo xamante ne nii wax nañu garab googu lan lay faj. xeetu tisane la dañu koy baxal di ko naan waxuma nag ni dañ koy baxal di ko naan. dama ne journal bi nee na ku bëgg a xam lan mooy artémisia boobu nga xamante ne nii malgache la jóge te ñu doon wax président Macky Sall commandé na caag commandé wu caag nan la ñu koy jëfandikoo. ndekete yoo am na Thiès ñu ngi ko fay bay depuis 2007. mais bu ko kenn witti di baxal di ko def tisane. loolu laa wax na leer automédication boobu dañu ko xaw a ragal. ba pare Lamine li garaaw mooy ci garab bi ma gëstoo sànq. ci émission bi ñu doon def. ndekete garab gi Chine sax la jóge. dëgg la xam nga tey Pape li tax télé garaaw. mooy soo waxee rek ñu ne wax nañu ko fa man li journal bi wax laay wax. dama ne journal bi nee na am na ci garab goo xamante ni nii. du say kàddu artémisia la tudd. yaa yooyu de. waa malgache réewu malgache yi ñu ngi koy jëfandikoo. ñun waa te nee nañu mën naa faj. Lamine ma wax la. waaw ñun weer bu jot wala semaine bu jot ak animateur wala journaliste buy teggi. yow tegg nga ci natt bi tey Assane moo teggi. mooy xaritu waa diaspora bi. waaye Pape. li ko internet bi yàq tey. waa Pape ab natt la rek. waa Pape fan yële yu soo teggi woon. Pape man teggi na ma ci
ñaari loxo. Pape dafa am per. natt ñaari loxo laa bokkoon. Pape dafa am loo xam ni. Pape dafa am loo xam ni. moom moo am. boo yemee la ca journal ba bind. waaw amaana bu ñuy wax wala bu ñuy xas duñ la xas. dëgg la Pape man revue de presse dama ko def pendant 15 ans. dëgg la. te dañu jàng lu ndaw loo xam ne dañ ne le journaliste n'a pas de parti pris. il évite les commentaires inutiles les faits rien que les faits. mu delluwaat bul ma divertir. mu delluwaat ci l'observateur yéenekaay. l'observateur yéenekaay ba tey mi ngi wax ci waa ji nga xamante ni nii Lamine Sène la tudd. Lamine Sène dafa génn àdduna imam Lamine Sène ca Thiès dafa génn àdduna ci biir këram nee nanu yéenekaay bi nee nanu bu dul woon way takk der yi. waa këram danañ ko jël jébbal ko sunu borom te duñu xam lan moo ko jot te heureusement que ba nga xamante ne nii waa këram jotuñu koo denc nu woo way takk der yi nu xool ko ba mu faatoo xool ni ndekete mbas maa ko dal am na ci ñu bari ñoo xamante ne sax ci njabootam yéenekaay bi nee na yóbbu nañ leen fa nga xamante ni moom mooy quarantaine pour xool ndax am nañu doomu jàngoro ji wala amuñu doomu jàngoro ji Sénégal démb Pape yeewu nañu ak naqar ci biir mbubb bu Kinelam mu génn àdduna loolu lañu l'observateur yéenekaay dikk ak ñun l'observateur yéenekaay it dikk na ak ñun ci mbër mi nga xam ne moom la ñu doon wax Bismi Ndoye yaa ngi fàttaliku Bismi Ndoye am na sax arrêt bi nga xamante ni moom lañ ko tuddee ca côté Kër Massar ak li ko wër. nee nañu Bismi Ndoye làqatu bi mu làqatu l'observateur yéenekaay dem na ko seeti ba waxtaan ak moom ku bëgg a xam ci lan la nekk ak ci lan la féete demal yër li nga xamante ni nii moom mooy l'observateur bu ñu jógee ci l'observateur yéenekaay comme dañoo tànn rek Pape Samb ak. tonton mag génneel leen ma yéenekaay bu leen neex foofu comme damaa tànn yenn yi rek ne lu ci bëri ci yéenekaay yi loolu la ñu wax ñu dikk ci laas dafa ne Pape waa ñii di waa Tamba ak Kaolack ak Mbour jaaxle nañu lool la leen jaaxal laas yéenekaay nee nañu mooy cas communautaire yi mooy ñi nga xam ne dañuy am feebar bi duñu xam ku leen ko wàll te it mën nañ ko am sax bañ a tëdd ñu nekk ay porteurs sains wàllante bi nag fi cause si naka lañ koy waxee ci Fatim ci cause xaw ma naka waaw mais li leer ba leer mooy jaaxle gi nga xamante ni jaaxle nañu ko waa Tamba jaaxle ko waa Kaolack jaaxle ko waa Mbour jaaxle ko loolu la ñu L'As Quotidien xëy dikk ak ñun nee nañu lu bari ci feebar bi ña ko fa indi du ñenn lu dul ñi nga xamante ni nii ñoom ñooy jaaykat yi bu ñu nee jaaykat yi nag mooy les marchands ambulants wolof di ko wax ni borom bitiku mbagg yi bu ñu jógee ci L'As Quotidien dañuy dal ci beneen yéenekaay bi nga xamante ne nii mooy xëy fii ci biir réew mi yéenekaay yi yëpp nee naa la tey li ñu wax moom mooy li nga xamante ne nii moom mooy mbas mi enquête dafa def enquête bu yaatu ci tiitaange gi nga xamante ne nii personnel de santé bi Pape muy ñi nga xamante ni ñooy faj doomi aadama yi am Covid 19 ñoom mbir mi nag commencé naa indi tiitaange ndax ñoom sax ña nga am ñu leen di wàll te ñiy faj nag Pape bu ñu leen wàllee musiba naaru laay commencé naa am loolu la enquête yéenekaay indil ñu ci tey lii di enquête bu yaatu boo xamante ne nii def na ko bu ñu jógee ci enquête yéenekaay dañuy dikk ak ñun ci populaire moom dafa leeral dafa ne juróom-ñetteel ak juróom-ñeenteelu nit bi nga xamante ne nii génn nañu àdduna ci coronavirus bi ci week-end bii ñu génn loolu lañu populaire yéenekaay xëy xamal mu ne nag état bi éviter na catastrophe bi nag boo koy xool mooy ci njëndum mburu mi xam nga da nga daan dégg wolof ne ku wal mburu tuddub dëkk xëccoo mburu mi nga xamante ne nii moom moo am ci réew mi moom moo jaaxal état bi ba ci jamono jii ñuy wax ak yéen nañu xool nan la ñu war a mën a def daal ba réguler ko ba kenn ku ci nekk am sa mburu ca xeet ma nga ko bëggee ak na nga ko bëggee te bañ a loru bu ñu jógee ci populaire yéenekaay dañuy dal ci beneen yéenekaay muy le quotidien yéenekaay mi ñu xamal nañu bu doon virus bi dañu koy importer di ko jëlee ci dëkk di ko yóbbu ci dëkk du kenn ku ko fa yóbbu pour jakarta maan yi ndax jakarta maan yi ñoom ñooy jël li nga xamante moom mooy nit ñi ndaw soosu nga xam ne dañu ne moo ko jëlee woon Guinée dugal ko fi nga xamante ne ni moom mooy ci réew mi ab Jakarta moo ko jëlee ca frontière ba yóbbu ko loolu la ñu ko tiyee yéen kaay wax ni bu ñuy surveiller nañu surveiller Jakarta yi di surveiller waaye li nga xamante ne nii moom mooy frontières yi ndax ñoom ñoo cay def naka su dul noonu di jël feebar bi di ko transporter di ko yóbbu naka ci biir réew mi ba tas ko ci camp communautaire yi nga xamante ni jaaxal na réew mi loolu la ñu ko tiyee yéen kaay xëy fesal tey ci xëtam mu njëkk bu ñu fa jógee dañuy dal ci wàllu tàggat yaram dëkk ak ñun d'abord ci wàllu làmb tey booy xool record yéen kaay ñaar la indi wàllu làmb la indi dafa indi Boy Niang bu Pikine indi
président Alioune Sarr mi nga xamante ne ni Tamay Assane Gueye feelu na ko tey mun nañu wax ne que boobu ak léegi ëpp na ñaar fukki at bés bu yàlla sàkk ñu ngi wax Alioune Sarr na fi jóge Alioune Sarr na fi jóge Alioune Sarr na fi jóge Alioune Sarr nee na bés bi mu fiy jógee bés boobu nguur gi dañu ko wóolootul mais fekk nguur gi ñu ngi koy wóolu dina fi nekk ba sàmba di ca demba soo gisee ci biir record yéen kaay sax président CNG banque cay wax ne bés bu fas yéenee bay dem dana leen wax la Kumba Fall waxoon golo go ba mu geddi gerte ga mooy am tabama loolu moom leer na nañ doomu dégool ji it ni muy entraîné ci biir këram record yéene kaay dikk na ci ak ñun tey jii ci suba bu ñu jógee ci record dañuy dal ci suñu làmb tey dafa seeti koo xamante ni nii ñu bari xam nañu ko ci làmb ji muy Mohamed Ali bu Waalo Pape feebar bu yàgg moo ko tëraloon moom ci jëmmi boppam nag wax na feebar bi ni mu ko dalaloon nee na xaw tuut mu ñibbi surxafaat na fi des lool na fi yàgg lool nee na da doon jékki-jékki biir bi di mitti yu méttee yoo xamante ne nii xamul nu mu koy nittilee loolu lañu sunu làmb xëy fësal tey ci xëtam mu njëkk dañu delluwaat Pape foofu la ñuy jeexalee laaj nag laay def dañuy delluwaat ci l'observateur yéene kaay l'observateur yéene kaay dafa dikk ci ak ñun tey ci père de famille su ñu nee père de famille mooy borom kër goo xamante ni nii am na ñeent fukki at moom la ñu bett muy raasaatu ci xale bu jigéen bu am fukki at ak ñett jamono ji nga xamante ne nii nit ñaa ngi naan Covid 19 ñii di wax weeru koor ñii di xool nu nuy baaloo seen bàkkaar li may wax nag ci biir l'observateur yéene kaay la nekk l'observateur yéene kaay nee na góor gi dañ koo fekk ci xale bu jigéen bu am fukki at ak ñett mu ci ay raasaatu may laaj ndax kii bàyyi la am béy la laaj la dong nag. tontu bi xam naa dama koy bàyyi ak téléspectateurs yi man sama fit tollagul ci tontu la El Hadj Lamine Samba. mais Pape. waaw am na lu ma bëgg a jeexalee ndax dafa am suma benn xarit. waaw lu mu def suma rakk la dafa am lu mu moom moo defar lii masque yi moom moo defar masque yi. c'est très joli. def ci QG. def ci télévision Futur Média. c'est très joli yemu ci. dafa defar ay casquettes yoo xamante ni nii def ci def QG. def ci stop. coronavirus. très bien. yamu ci am na sax loo xamante ni daf ko personnalisé ay Lacoste yoo xam ne daf ko personnalisé. nee na dafay ñëw fii en direct. ci télévision Futur Média jébbal leen ko nu mu tuddati ngañ. Pape Sylla la tudd Pape Sylla jarul muy ñëw toog leen seen kër non ñëw. waaw heureusement non Lacoste bi rek laa la doon wan parce que tamit jamono bii ñëpp dañuy jàppale ñi nga xamante ni ñoom ñooy. parce que yow yaa ngi studio 2 maa ngi studio 2 yaa ngi studio 4 man maa ngi studio 49. très bien voilà 50. booy xool gis nga moom nii la ko defaree Pape c'est joli. nii la ko defaree. xale yi dañu mën defar mu defar ci loo xamante ni bii nag daf ko personnaliser sama tur. mooy loo xamante ne nii ñun ñëpp war nañ cee bàyyi xel bu baax a baax. très bien ma ànd nag koo xamante ne nii dama ko indi uniquement xam naa Bouba Ndour li muy ragal. dina ñëw muy ngañ mi nga xamante ni mooy wat VIP yëpp. ngañ Samb mooy wat Balla Gaye mooy wat VIP. mooy wat ñëpp ku bëgg moom day ñëw ci biir. plateau bi wat la xam naa ne am na ñu bari ñoo xamante ne gëj nañoo wat après lay doon mais Pape. waaw maa ngi sant. hélas maa ngi gërëm. maa ngi lay béggee. tey foo ayee ci studio ba tey foo ayee. maa ngi ci ñaareel xarit comme nag may tere ku ma laaj la ko foo ayee tey. maa ngi ci yaayu Serigne Fallou Mbacké. macha allah mais Pape. waaw li leer ba leer daal mooy. yàlla nañu yàlla defal jàmm. allahumma amiin yàlla nañu yàlla aar. allahumma yàlla nañu yàlla yiir. allahumma amiin yàlla nañu yàlla suturaal. allahumma amiin ubbi xol yi. allahumma amiin yaatal xol yi. allahumma amiin jàppalante jëflante bu subaa incha allah rabbi jàmm xéwal na ko yàlla tuur ci askan wi. jërëjëf El Hadj Lamine Samba ñu ngi lay gërëm bu baax xam nga yenn saa yi nga xëy karmat ba doo li benn journal du important sukk lii mu ñuy proposé daanaka xeetu tollanti la ci revue des titres yi nga xamee ni bëccëg bi yëpp ñu ngi leen koy proposé moo xam ci télé bi wala ci rajo bi tey rek laa dégganteeg suma benn xarit boo xamee ni ngoon gi la yeewu heure ndogu ne ma man liiruma benn journal yëguma lu xew donc mun ngeen rattrapé wu grâce ak Lamine Samba en première partie ci quartier général bi donc ñu ngi koy gërëm mu ngi jógee studio 2 delluwaat këram toog fa ba ëllëg en attendant ñuy dem 3 di fa fekk Corombaar Ndiaye ak Mamadou Ndiaye ñun nag fii ñu toogee maa ngi fekk soxna Awa Mbaye wala ajaratu Awa Mbaye ndax màkk daa miti ñu ngi lay nuyu di la ziar soxna Awa jox la sa wàcc waaye ku ne santé ci groupe Futurs
Média ne Fatou Kiné Deme wala Awa Mbaye moo tax tey sa teewaay dafa nar am solo puisque bëri na ci ay questions yoo xam ne bis bu jot yaa ngi koy poser auditeurs yi à travers émission bu mag boobu la ngeen di amal après-midi yi ci rajo Futur Média mais tey exceptionnellement comme ni ñu koy defee chaque année da ngay ñëw di àndandoog ñun ci sensibilisation beeg information yu am solo yi nga xam ne ni bëgg nañu ko baaxee téléspectateurs yi l'heure est grave et rien ne sera plus comme avant il paraît ndax Covid-19 bi Adja Awa ñu ngi lay nuyu di la ziar. ñu ngi lay fay Alaaji Pape Cheikh rien ne sera plus comme avant comme ni nga ko waxee maa ngi lay ziar di ziar ñu ma bokkal plateau bi Adja Fatou Dieng Maymouna ak itam Oustaz Assane yéen ñëpp kon maa ngi leen di nuyu ni Lamine Samba abbe woon jaal bi man tamit naa ko ab Lamine Samba jaale ki nga xamante ne mooy professeur Massamba Gueye ak itam sunu naataango boobu di Kebs Thiam yaay ak soxna dafa sori si nit ñoo ngi tam ñu ngi leen Kebs dafa jege woon yaayam voilà looloo ma rey man tey ba ma dee voilà donc ñoom itam Pape Cheikh ñu ngi leen di xalaat bu baax émission bi sax bu ñu ko mënoon fomm sax dinañ ko fomm waaye comme jamono moom moo mel nii kon nañu ànd ak ñi nga xamante ne ñoom ñooy téléspectateurs yi nekk ci quartier général di leen nuyu di leen ziar ci weeru koor bi nag dafa bokkul ak yeneen yi Pape Cheikh ndax dafa tombé Covid-19 coronavirus ñëpp xam ko di mbas moo xamante ne dafa wër àdduna bi wërngal këpp loolu nag ñu war cee wax ba noppi daal di ñaax askan wi ndax ñaax loo ci gis moom moo ci ëpp solo fajkat yi wax nañu ko ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk ci askan wi wax nañu ko kon Pape Cheikh ci kaname dinañ ñëwaat ngir ci wàllum sensibilisation bi. voilà ci wàllu sensibilisation bi daanu recevoir bu ca kaname professeur Daouda Ndiaye waaye lu ko jiitu ba tey ci sensibilisation bi dinañu jokkoo en visio télétravail ak ki nga xam ne ni mooy professeur Koumba Kane moom bactériologie la nekk ak wàllu virologie donc min na bu baax recherche yi nga xamante ni ñoom ñu ngi koy def boobu ba tey ci xeex yenn jàngoro yi. Pape Cheikh Diallo kon professeur Koumba Touré Kane moom ci wàllum bactériologie ak virologie la xam-xamam màcc ci jamono ji nag xam nga ñoom ñooy gën a yëngatu ci jàngoroy coronavirus ndax ñoom ay nitu laboratoire lañu comme professeur Daouda Ndiaye ni mu ko nekkee ci biir laboratoire yi kon la ñuy gisee melokaanu virus bi di coronavirus jóge nekk kon loo xamante ne dafa bees ci askan wi bees fépp ci jamono yi nag 2 ba ñetti fan jàpp ñeenti fan depuis le 24 Pape Cheikh ñuy yeewu ñu ñuy wax ci xayma bis bi nga xamante ne ministère de la santé da koy jukki 60 ba mu waxee 60 bis boobu daanaka ñëpp seen fit dafa rëcc ndax yaakaaruñu woon ne Sénégal dina egg ci lim bi waaye comme ci borom xam-xam yi ci àdduna bi wërngal këpp nee nañu feebar bi mandarga bi nga xamante ne moo gën a fës mooy wàllante bu gaaw bi kon nañu jàpp ne wàllante bi des na te ñun askan wi ñun ñoo ko war a dakkal Pape Cheikh boo bëggee kon ñu dem dinañ ci ñëw dinañ ci ñëw xam naa bu ca kanamee damay bàyyi nit ñi pare naafila ba noppi ndax sujet yi dafa am solo ba nga xamee ni bëgg nañu ko ci noppi li ngay def rek ndogu beeg naafila bi nga concentré wu ci li ñu leen di proposé donc daañ ci ñëw bu ca kanamee li gën a garaaw Awa Mbaye ci crise bi mooy dafa jur yeneen i crise économique on en parle d'ailleurs ak Maymouna Gueye Bambalo bu ca kanamee Maymouna ñun dañuy bëgg à chaque fois nga teew ci di ñu jox ay chiffres ak ay informations yu am solo dès le départ bi crise bi tàmbali artu nga dankaafu nga ci li mu mën a jur ci ñi nekk ci secteur informel beeg formel bi actuellement jafe-jafe yi nga xamee ni am nañu ko mais daal laal na bu baax wàllu koom fii ci Sénégal maa Maymouna. Effectivement Pape Cheikh nga may ma nuyu la nuyu ñi ñuy seetaan ziar leen bu baax si weeru koor bi nga xamante ni moom la ñu tàmbali fi ngeen teg seen tànk aussi fa kay teg daal di jaale ki nga xamante ni moom mooy professeur Massamba mi ñàkk soxnaam di jaale aussi Kebs Thiam mi nga xamante ni man yàlla dogaloon na ma xam yaayam parce que dama daan dem këram di ko gis mu nekk ku jege yaayam nekkatul woon sax yaay kese nekk xaritam mën naa wax yoroon lépp Kebs donc xam naa ni metti na trop ñu ngi ko koy jaale di ko ñaan yàlla yërëm ko xaare ko àjjana et que Kebs aussi yàlla may ko xolu muñ parce que loolu rek lañ ko mën a wax parce que dafa metti trop li nga wax nag ci crise mi je pense que Sénégal gi yëpp wala àdduna wër képp gis nañ ko bu nekk crise boo xamante ni crise sanitaire la mais secteur yëpp Pape Cheikh la laal. surtout secteur transfert d'argent bi.
ah là là. waaw transfert d'argent bi parce que essentiellement à l'étranger la njëkk a commencé. te boo waxee étranger wax sénégalais yi nekk à l'extérieur nekk diaspora bi. ñu nekk ñoo xamante ni dafa am pàcc bu am solo boo xam ne dañ ko yor ci économie sénégalaise bi. ñuy wax ni que liñ fiy dugal tolloon nag 1/3 du budget. de l'État. donc daal ñooñu tey bu leen dara rek Sénégal da koy yëg bu baax mais bu ñu waxee loolu aussi dinañ wax ñi nga xamante ni ñoom ñoo yor activité yu ndaw yi Pape Cheikh. maanaam PME yi petites et moyennes entreprises wala sax TPE yi maanaam comme ni ñu koy waxee. ñuy toog ci mbedd bi jaay ay gerte wala ñi nga xamante ni ay marchands ambulants. secteur yu bëri Pape Cheikh. donc bu nekk crise boo xamante ni daal comme ni ñu ko waxee ku wax économie wax déplacement te mbas mi li nga xamante ni la ñuy njëkk a tere mooy déplacement et temps. Quand il n'y a pas de déplacement, il n'y a pas d'activité économique, il n'y a pas de travail. Donc dafa nekk daal loo xamante ni peut-être c'est une première ñu koy dugg si li nga xamante ni moom mooy crise sanitaire Pape Cheikh. mu laal la li nga xamante ni exclusivement tey moom lañ siy def focus peut-être muy transfert d'argent yi nga xamante ni dafa wàññeeku bu baax a baax. te immigré yi comme ni nga ko waxee dañu jàpp bu baax ci ménage yi parce que ñoom li ñu doon indi mooy ay sources yoo xamante ni les besoins de consommation des ménages financés. loxo bu tey rek dinañ ci ñëw day nekk loo xamante ni day metti te voilà je rappelle que dañu doon sommaire yaa ngi développé sujet bi dafa am solo tellement ça tient à cœur muy mën a daf ñoo sonal nañu xalaat ñi nga xamante ni ñoo nekk ci secteur informel bi Sénégal daa bëri ñu ibbi entreprise te déclaré wuñu ko tellement da ngay jooy ndax ñoom c'est bien jigéenu jàmbaar nga la preuve bi ngay entreprendre rek léegi mu ngi bëgg a yàgg maa may mun a donc on va parler de ça mais ñi ma bëggoon njëkk a tàmbalee d'ailleurs par rapport ak ci li nga ma junju loolee yëfi Fati Dieng la parce que maam Fati moom dafa tàmm di wane jigéenu jàmbaar yi nga xamante ni ñoo nekk fii ci Sénégal mais période bi période bu xaw a doy waar la pour ñoom jigéen ñi nga xam ne ñooy taaba yori table yori njaay ak yenn ci ay mbir yoo xam ne ni en temps normal dañu koy def di ci dund ak di ci suturloog seen njaboot am na ci ñoo xam ne actuellement jaayatuñu defatuñu dara ndax crise coronavirus bi muy lu doy waar loo xam ne ni Fati ginnaaw bi ñu la nuyoo loolu laa bëggoon ñu tàmbalee jotaay bi tey pour wane seenug njàmbarte et que fi mu tollu tembe am na ci ay jigéenu jàmbaar yoo xam ne ni ku leen dimbali ñu jël maam Fati. jërëjëf Pape Cheikh xanaa rek ma delloo la nuyu bi nuyu sunu téléspectateurs yi naka noonu ñi ma bokkal plateau bi Adja Awa Oustaz Assane yow mi Alaaji Pape Cheikh màkk dafa metti may mun a naka noonu mu ngoog waaye Pape Cheikh fi ngeen tàmbalee rek wala boog fi ngeen daaneele foofu laa yëkkati muy baatu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un di nag jaale sunu mentor muy professeur Massamba Gueye di ko jaale soxnaam soosu di ñaan nag borom bi jéggal ko xaare ko aljana te sarax bi yàgg ci seen loxo naka noonu itam Kebs Thiam nekk fii ci télévision Futur Média moom it mu ñàkk way juróom bu jigéen ñu leen di ñaanal rek borom bi subhanahu wa taala mu jéggal leen rawatina nag Oustaz Assane weer wi ñu nekk muy weeru koor di weeru njéggal ñu ñaan rek borom bi subhanahu wa taala mu jéggal leen Pape Cheikh ni nga ko waxee nag noonu lañ koy tàmbalee xam nga yaa ngi koy wax sànq yow ak Maymuna que ni crise sanitaire bi moom moo indi crise économique donc ñu nekk ci période boo xam ne bu metti la yenn ci borom kër yi tey nag dañu doxantu ba Kër Massar nga fekk fa benn njaboot soxna la soo xam ne da doon jaay ay lujum xam nga léegi marché yi léeg-léeg ñu ne la bés bi bul tijji faf sax ñu dem ba am na ñoo xam ne dañ naan la waxtu wi ngay tijji dajaloo fu ñuy jëlee mbooloo mi fu ñu koy jëlee exactement loolu mooy question bi nga xam ne lujum yooyu nga daan jaay boo ci amee dara yóbbu kër ga tey jaayatuloo peut-être loolu ñu naan nitu benn loxo bu ñu nee benn loxo nag moom rek mooy dem di ñëw ndax borom këram liggéeyam dafa taxaw njaboot gi nekk ci ay jafe-jafe sutura si yàlla la ñuy dundee tey nag Habib Faye ñu koy remercier bu baax a baax mu nekk fii ci télévision Futur Média moo ñu demaloon Kër Massar ànd ak Modou Diop ba mu demee fekk na fa soxna suñu naan Mati Fall ñu xool te ñëwaat. ayca. xaw naa fi yàgg nag presque mot fukki at wala mu jege ko daal amuñu néeg amuñu kër ba sama borom kër xaritam bu mu daan àndal di dem dëkk buun gii moo ñu jël si keroog ndox ci ndox mi ci biir ndox mi muy koor bisu koor la tombanteel jur boobu woon nañ ba ngoon jot ndogu wu ñu julli wu ñu sama borom kër di taaba fu ñu dugg ñetti weer ñu bàyyi ñu dàq ñu ba ñu mujjee fii kii borom kër gi daf ñu ko luyee woon ba mu demee ba ñu xam ne yoroon nañ ko lu bëri ci ay weer moo tuñ koo fay man ñaan ko ci ngir yàlla comme kër gi nii la demee bu ngeen jógee dinaa lay wan foos bi kër gi nii la demee gis ngeen miire mu jigéen ndeysaan mu bàyyi ñu fi ñu nekk na fi en tàndaan
daaw dama génn sama bagaas yëpp yàlla xam na ko yent bi xam na ko wóor na ko moom mi wóor na yaay wóor na waa koñ bu la neex dugal dama abandon kër gi sama benn néegu doom fa laa yóbbu xale yi ñëpp ñu bokk di fanaan foofu ci benn néeg bi sama borom kër di taaba fu ñu di dugg ñetti weer ñu bàyyi ñu dàqu ñu ba ñu mujjee fii kii borom kër gi daf ñu ko luyee woon ba mu demee ba ñu xam ne yoroon nañ ko lu bëri ci ay weer mootuñ koo fay man ñaan ko ci ngir yàlla comme kër gi nii la demee bu ngeen jógee dinaa lay wan foos bi kër gi nii la demee gis ngeen miire mu jigéen ndeysaan mu bàyyi ñu fi feebar bi ñëw yokkuñu yokkal goo xam ne gii kër gi moom na ma yàlla baal bëgg naa dund torop bëgg naa daal ku ma jàppale torop feebar bi gën naa bari boo duggoon fii di nga mën a yow noo dëkkee ci kër gi ak xale yi su ma la jógee yóbbu la ci kaw foos bi nii billaahi wallaahi wa taalaahi duus bu ñu dem amuñu ko dañ fa teg benn siwo boo xam ne bi su guddee dañ koy ngacc sama borom kër day ngacc moom kese moo ko fi nangoo ngacc su demee jël pierre bi gas ba mu xóot mu sotti foofu suñu xëyaatee tegal def na ndaxte amul fii amul benn kër booy dugg di def di laaj loolu amul li may dund man maa ko xam ak suñu borom mënuma dem fenn fu ma xëyee fii laay toog lu wóolatuma génn ndax aw ma doole man su ma feebaree fan laa jëm sama waa kër suñu feebaree fan laa jëm maa yor ñaari ñoo xam ne suñu nekk ñi maa yor sama benn rakk boo xam ne moo topp ci man mi ngi feebar ba tëdd tey jii ba fii may waxee yow yaakaar gu ma dërëm bu teg sama loxo pour ma dem taale te ci maa wóor du ma wax lu du dëgg jotatu ko ginnaaw sama borom ko dee kañ rek dem tu ñëw kañ dem tu ñëw bu mu xëyee ba léegi mu ngi kañ mu ñëwee ñaari kilo suukar la fi indi ñu may ko mi ngi ne ci suuf ba tege njàngum xale yàqu na moom sama benn doomu jigéen bi rek moo fi doon jàng bàyyi na parce que yaa soo mënatu ko lu mu bëgg mënuma koo jënd mënatuma ko daal ma ne ko na ko bàyyi mu dem di liggéey la daan def fan yi far dana moom kii ko daan def sax bu demee jàngi bu demee entraînement yooyu ñu def sax day daan foofu xam kii waaw mu ngoog waaw loolu la daan def ñu ne kii yam moo ko mu faam mënu ko xawma mu jigi mën a ko bàyyi. métti na trop sant yàlla rek say morom di jàng ngay romb ñu lay xool lépp daal sa kër am ndox lépp sa xel lay nekk rek yow nga màgg tekki daal teral say waajur lépp dina métti ndax sama papa gëj naa liggéey dina métti trop dina métti ndax sama mag yi mooy loolu ñoom seen liggéey bi doxul normal moom mooy loolu demul fenn ci kër gi rek lay yem demul fenn ñun dañuy toog fii rek di xool gën a yokk muñ bi rek macha allah. même bu du jàngoro coronavirus bi sax yeneen feebar xaj gi ngay nooyi li ma la wax kay xanaa doy na xaj te mu amoo pexe duus boo xam ne chaque jour danga koy tiim di ko ngacc chaque jour bés bu nekk nag duñ ko ngacc suba ngacc ko ngoon gi nawet bu ñëwee dañuy xuus fii yii def day seen yii yëpp day toog ñuy toog fu mu toog suñu kaw saal bi mooy mujjee am ndox yi des yëpp day fees del bay bloqué ku ci ne daf ma yërëm yàlla xam na ko yéen ba njaago yi ma dëkk dañ ma yërëm ba billaahi wallaahi wa taala bés bu nekk dañ muy taxaw fii di ma yërëm. lay ni gor rek sonn lii Aby Ndour ne du yalwaan te rus naa ñaan dimbali ko boo ko tanee am na ñoo xam ne ni jaaxle nañu te mënuñoo feeñ ci télé xëj na kii sax may nañu ñu def reportage ci moom daan jaay lojum waaye fi mu toll tembe ak crise bi kenn mënul dem kenn mënul dikk kenn mënul jëndi ndax marché yi tëj nañu ko loolu moo ñuy aar mais parallèlement affaire bi mujj naa compliqué. c'est très compliqué Pape Cheikh loolu nag moo tax tey sax ñu def taxaw seetlu ci aspect social bi parce que jamono ji ñaata soxna su mel ni ñoom ñooy dund ak lii ñaata borom kër ñaata wayjur ñoom ñooy toog Pape Cheikh la ñu doon dundale seen njaboot gisatuñu ko ñi ngi naan ndimbal ñi ngi naan ay jafe-jafe mais xam nga Pape Cheikh woor ba ngoon nga toog di xaar borom bi subhanahu wa taala amul lu ko gën a metti mu nekk loo xamante ne si tey yaa ngi ñaan jóge ci mais kenn xamul kañ ba kañ lañ ciy jóge situation bu mel nii nga yore ay doom mënuñu jàng parce que feebar ñëw na borom bi nag mooy teg ay nattoo ñàkk liggéey du seen ak yaafus borom bi moo yor ay wërsëgam di ko séddale ñu mu ko neex ñoom nag ñu nekk ci situation boo xam ne tey jàpp naa ne c'est important ñu taxaw wax ci côté social bi ndax weeru koor lañ nekk Pape Cheikh te am na ñoo xam ne ci biir askan wi la ñu nekk te tey jii la yàlla xam doy na sutur suri mais dogguma la sax sant yàlla rek sant yàlla heureusement ba reportage am sax quartier général la jàll donc am naa ci yaakaar man tamit am naa ci yaakaar moo tax it ñu def ko di remercier waat encore une fois fii dara du fi jàll niil bilaay du niil di remercier waat encore une fois Habib Faye ak Modou Diop ñoom ñoo ñu demal
dawaloon fële ca Kër Massar unité 12 dem seeti kooku ñu naan soxna Mati Fall ak njabootam ñuy dund lu doy waar kër goo xam ne daanaka li gën a ndaw ci soxla muy toilette amul hygiène bi naka noonu xale yaa ngi fa mu nekk ay jafe-jafe yoo xam ne itam dafay baax ñu koy wan askan wi bu ko defee kenn ku ne nga xool noo ci mën a jàppe rek. voilà Kër Massar nag ak Médina daanaka mooy gox yi nga xam ne ni bi crise bi tàmbalee ak léegi mooy gox yi ñu gën tudd fii ci Dakar ci ay mbir yu ñu fa jotoon a gis xawoon ko naqarlu foofee ca Kër Massar sax balaa ñu fay jógee dama fa bëggoon fekk exceptionnellement équipe yu King FM Ousmane Diakhaté ak ki nga xam ne mooy Serigne Saliou Seck ndax rédaction boobu itam ñoom actuellement ñu ngi saytu tey xool li nga xam ne ni moo xew ci banlieue bi Serigne Saliou ginnaaw bu ñu la nuyoo xëj na am ngeen autorisation pour taxaw ci guddi gi filmer seen bopp foofee ca Kër Massar très rapidement ndax mën nga ñu defal akuk bilan pour ñu xam ndax lanu fa doon wax fan yële mu ngi fa ba tey Serigne Saliou. jaajëf Alaaji Baye Cheikh maa ngi lay fay bu baax a baax di nuyu téléspectateurs yu télévision Futur Média rawatina ñi nga xam si saa su waxtu wi jotee rek ñooy topp émission bu mag bi la di quartier général ni nga ko waxee noonu la niñ ko doon defee bi ñu doorewul koor gi noonu lañ koy wéyale ba tey ci biir banlieue bu Ndakaaru ci suba nag Baye Cheikh wax nga ko léegi man ak Ousmane dañoo xëyoon kon dem fi nga xam si moo di diwaanu Kër Massar def fa ab taxaw seetlu xool ba xam coronavirus bi ak ni mu jure woon coow foofu nii jamono ji na ko askan wi di dundee waaye naka lañ fa gis moo di nekkoon daanaka fi nu jot a jaar fépp Baye Cheikh moo di nekkoon Kër Massar bokk na ci gox yi nga xam si jamono ji ñoo gën a sàlloo ak li ñu duppee takku masque yi ndax daanaka 10 personnes yu ñu gis rek 9 ya takk nañ seen ay masque loolu nag nekk mbir moo xam si vraiment dañ koy saluer tey di ñaax ñi nga xam si ñoo dul takk seen masque ñu wéy di ko takk leneen li taxoon Baye Cheikh ñu amal tukki nemmeeku fële ca diwaanu Kër Massar moo di kon li nga xam si moo fa juróon coow di cas communautaire bi rawatina ci fi nga xam si moo di rond point ba tax nag ñu daal di fay jël ay dogal yu bëree bëri bokk na ci tamit place yi foo bëri yoo xam si dañ fa gis Baye Cheikh dañoo nemmeeku ni dañ koo tëj xaw ma nag ba xam dogal la boo xam si maire ba moo ko jël wala sax ki nga xam si moo di préfet bu gox ba am déet waaye lu ci mën di am daal dem beeg dikk bi ca diggante boobu moom wàññeeku na bu baax a baax loolu tamit tax ñuy ñaaxaar rek ñi nga xam si moo ñoo nekk ci biir Ndakaar rawatina fii nii ci banlieue bi ñu gën a topp digalee kër docteur di takk seen ay masque waaye tamit di raxas seen i loxo te moytu dem beeg dikk bi ku amul soxla fenn jërul ngay dem ñu toog ci kër yi bu boobaa dinañ mën a daal di daan jàngoro ji ndax nag jamono ji tiital nañu lool waaye tamit leneen liñ ci mën a wax moo di saa su nekk cas yi di gën a yokk rawatina cas communautaire yi te ci fii biir banlieue bi bëri na ay cas communautaire muy ci Kër Massar gi ñu demoon suba ak tey di Géejawaay gi ñu nekk Pikine fépp daanaka bëri na ay cas communautaire ba ci Yëmbal loolu nag ngir ñu moytu ko loolu rek moon ci mën a dimbali toog ci kër yi waaye tamit ku ciy génn nga takk sa masque ndax nag koor ak corona bi mënul ànd ñuy ñaanal ñëpp rek kooru jàmm ak salaam tey xam le rek comme niñ ko defee woon Baye Cheikh laataa ñuy tàmbali koor gi noonu lañ koy wéyalee man ak Ousmane loolu moo dew noonu kon tukki nemee ko boo xam si defoon nañ ko ci banlieue bu Ndakaaru rawatina fële ca Kër Massar incha allah ëllëg dinañ ko gën a yaatal ñu bàyyi la kon nga wéyal quartier général yow ak say gan jaajëf Baye Cheikh. Seck journaliste King FM donc ñoom it ñu ngi jàpp ci liggéey bi gërëm itam Ousmane Diakhaté ci digital bi ak ci reportage yi yéen a ngi woon ci mbedd bi delluwaat leen seeni kër balaa alkaati yi di leen fa fekk télévision jaru ko waaye li ngeen wane tax na xel dal ca la amoon fan yële yëpp ca Kër Massar ñu bëri di ci jaaxle donc nit ñi daanaka toog nañu et que gis nañu ni majeure partie askan woo fa dëkkee respecté nañu takkuk masque bi donc loolu di lu am solo loo xamee ni bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel bu ngeen bëggee éviter lawuk li nga xamee ni moo di Covid 19 bi ñëpp la jaaxal sànq rek maa ngi waxtaan ak suma ay directeur ñoom Bouba Ndour dañoo tiit ba ni ma waa Pape te ñoo waaye wàññi nit ñi ñëw ci émission bi ñu def ko 4-4 rek ndax affaire bi dafa garaaw de parce que saa yu 10 heures jotee rek bu point bi jàllee rek il faut que nga tiit ci lim bi ak ni muy yokkoo Coro Mbaa Njaay ma fajaru ayoo xam nga dafa xaw a dootam ayoo affaire bi gayaaw na de ma ne ko yow Coro man damaa sonn lu xew lu gayaaw mu ne ma lim bi ak ëpp na 60 ekay kije ma ne ko 60 ekay xam nga bañ juree jàmm ma boole reetaan ak tiitaange barki Serigne Touba yenn saa yi da ngay ree mais yenn saa yi nga tiit parce que non seulement lim baa ngi yokku mag ñi demuñu dikkuñu mais li ñuy dégg ay mag yu faatu dafa bëri te loolu nag wax dëgg yàlla dafa di lu metti ci dëkk bi. ndaw ñi yenn saa yi ñu génn ci yenn saa yi sax ñu yëg ko seen yaram yenn saa yi duñu ko yëg feebar bi moom moo demee noonu ndax xam nga mag amul kàttan te xale moom moo ëpp kàttan waaye xam nga mag ñi yenn saa yi ni ko docteur Ousseynou Ka gériatre di waxee
danaan mag du benn feebar dong moo koy dal yenn saa yi mu am tension am diabète am cholestérol am yooyu yëpp nag bu ko boolee maanaam du am laf Pape Cheikh Diallo. et puis pire encore doguma la mag ñi dañoo dem ba tiit. am naa sama benn papa boo xamante ni xaw ma ndax sañ na maa tudd turam papa yi benn réalisateur la génnutul néegam bu gardien bi laalee porte bi sax c'est qui sort de la maison toog leen seen kër ma ne ko déet pap bul tiit mag ñëpp a jaaxle fi mu nekk nii donc na xale yi jàppale mag ñi. mag ñi waaw maanaam jàppale bi sax ci waxtu wi dafa war a gën a maanaam ñoŋ Pape Cheikh Diallo ndax mag ñi nga xamante ne ñoom ñooy des ci biir kër yi xam nga boo xoolee situation bi ci France. daanaka ci maison de retraite yi daanaka dafay ñëw. dafay décimer maanaam xaaj ba lay yóbbu des fois boo ko xaajee ñett ñu yóbbu benn ba loolu nag mag ñi dafa am benn bërëb bu ñuy dajaloo ñoom yëpp bu leen fa fekkee nag dañuy gën a loof waaye tey fii Sénégal ñu ngi sant yàlla Alaaji Pape Cheikh ba sunu mag ñi ñun ñooy dëkk sunu papa yeeg sunu yaay yi ak sunu mag ñi dañ leen a bëgg ba buggu ñoo tàqalikook ñoom maa ngi xalaat sama góor gi mbay kon maanaam feebar bi foofu la tollu Pape Cheikh Diallo di wax ne nag nañ ciy def ndànk bu njëkk ba Pape Cheikh feebar bi li ci gën a reetaan lu mooy borom xam-xam yi ñu ci ba muy doog a commencé ñu bëri dañoo waxoon seen xalaat ci feebar bi daf leen bett mais tey ñi waxoon ci commencement ba yëpp ñu ngi dëppaat ne ni ñu waxoon ndakate yoo dafa am lu seen xel faay wala jàpp ko ci feebar bi ndax feebar bi moom moo bindoo noonu saa su ne mu wonee xal kanam bu bees waaw donc nag moo tax tey boo bëggee ñu dem ci professeur Coumba Touré ayca pourquoi pas balaa ñuy ñëw ci wàllu social balaa may joxe enveloppe yi parce que itam bëgguma téléspectateurs yi di xaar lu yàgg bëgg naa leen dimbali ndax période bi période uk ndimbal la comme ni ko Fati waxee waaye baax na itam ñu tàmbali ak borom xam-xam yi laata professeur Daouda Ndiaye duñu fekk si ci plateau bi comme li ma koy waxee Pape Cheikh émission grande audience la kon dañ ci wax loo xamante ne ñaax la sensibilisation la ñu dem fekki nag tey ci suba kii di professeur Coumba Touré Kane moom mooy chef laboratoire bactériologie virologie hôpital Dalal Jàmm bu Géejawaay moom nag dafay wax ci feebar bi gannaaw lim bi ci ñeenti fan yi juróomi fan yi yokku na waaye itam taxawaayu askan wi ndax ñoom fajkat yi Pape Cheikh loolu la ñu wax askan wi moo ci am taxawaay waaye du ñoom kër docteur ñu dem seeti professeur Coumba Touré Kane di dellusiwaat. Aïssa. ñu ngi lay jaajëfal soxna Awa ci question bi man la professeur Coumba Touré Kane nekk fi chef de service laboratoire bactériologie virologie fii ci hôpital Dalal Jàmm am na hôpital boo xam ne ñu ngi fiy dalal ñi nga xam ne ñu ngi dund ak doomu jàngoro Covid bi ñu ngi jéem ci jàpp ci xeex bi pour que ñun ñëpp dellu seen sago ba dellu seen kër wala may répondre ci question bi maa ngi lay wax ñaan nuyu téléspectateur yu TFM yëpp di leen di nuyu di sargal ñëpp ci weeru mag bi nga xam ne moom mooy weeru koor ñu ñaan yàlla suñu borom bu jéggal ñëpp seen bakkaar jàppale ñun ci xeex bi ba nga xam ne Covid 19 dinañ ko génne ci suñu réew génne ko ci àddina bi yëpp mun na ko yàlla ñuy defal loolu ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. dellusiwaat ci question bi waaw li ñu gis fan yi mooy nombre de cas yi bëri na mais nombre de cas yi bëri na bu ngeen seetloo tamit nombre de tests yi yokku na li ñuy testé fan yi moo gën a ëpp que li ñu doon testé bu njëkk ba mais li nga xam ne moom lañu mën a def ci xeex bi mooy xeex bi il faut ku nekk def ko xeex boppam du xeexu waa kër docteur kese du xeexu gouvernement bi kese xeexu mbooleemu Sénégal bu nekk dafa war a dugal loxoom ci xeex bi bu ñu àndandoo ñun ñëpp xeex bi bu soobee suñu borom mun nañ ci génn li nga xam ne moom lañ commencé léegi ñuy takk masque bi lu am solo la mais loolu il faut ma dellu si waat ci takk masque bi parce que da ngay gis nit ku takk masque ñëw ba jege ak yow pour wax ak yow wàcc masque bi loolu du amati njëriñ ndaxte masque bi ñu la ko takkaloo da nga war a wax ci suufu masque bi pour que lépp loo xam ne génn na ci yow mu yem ci masque bi loolu mooy njëriñu masque bi donc maa ngi ñaaxaat askan wi que masque yi bu ñu ko takkee bu ñuy wax bu ñu ko tekki loolu mun na nekk loo xamante ne li lu am solo la ci xeex bi ñu jógee ci masque bi moom mooy test bi fi mu nekk gis ngeen test yi ñu ngi yokk mais ñu ngi ñaan tamit ñu gën koo yokk gën koo wesaare pour ñu gën a gaaw a gis ñi nga xam ne ñooy dund ak doomu jàngoro bi ñu seet ñi dund ak doomu jàngoro bi te ajo faju ñu jox leen faj après tamit ñu tam kër docteur il faut ñu saytuwaat la ñuy xoolee nan la ñuy fajee ñi nga xam ne ñooy dund ak doomu jàngoro bi est-ce que ñëpp lañuy dugal si l'hôpital yi wala est-ce que dañu am feneen fu ñu yóbbu ñenn ñi loolu yëpp nañ ci nekk nii fi mu nekk ñu ci xalaat di seet nan lañ ko mën a def rek ndax lim bi mu ngi yokku ba moytuwul l'hôpital yi dootuñu mën a ci jël ñëpp
mais bu nit ñi takkee masque ñu yokk test yi ñëpp bokk ci xeex bu soobee yàlla mun nañ koo daal. beneen bi tamit mooy ku nekk nga wax ki nga àndaloon loolu tamit dina permettre ñu xam mun a ba xam bu baax lan mooy cas contact ndaxte loolu mooy li gën a am solo. li nga xamante ni bii ne moo ci des mooy ku nekk di ñaax moroom ku nekk koo dajee nga ñaax ko ne ko lii am na de feebar bi am na muy ko góor muy jigéen ñu ñaax ko. am na tamit lenn loo xam ne wax nañ ko nee nañ couvre-feu am na à partir de 20 heures na ku nekk dem si këram mais bu nit ñi nekkee si kër yi tamit distanciation sociale bi nga xam ne moo am solo lool te ñu war ko def distanciation sociale boobu dañ ko war a def ci biir kër yi ndax xamoo kii xëyoon dem fan nga yendu yow ñu xëyoon tamit dem xamoo fan nga yendu donc distanciation sociale boobu dañ ko war a def ma dellusiwaat tamit distanciation sociale bi ci boulangerie yi parce que xam nga bu weeru koor jotee ñi sant Mbay ak ñi sant Kamara bu waxtu ndogu buggee jot ñoom ñu ngi leen di gis ci boulangerie yi mais ci boulangerie yi ñu ñaaxaat borom boulangerie yi ñuy tette nit ñi foofu tam di leen di yee ci feebar bi ndax feebar bi lu am la ñu respecté règle d'hygiène yi nga xamante ni moom la nguur gi tëral bu ci ñëpp jàppoo ku nekk jël moromam di ko expliquer feebar bi di ko wax na ko nit ñi gëm am na ba léegi Sénégal yoo xam ne gëmaguñu feebar. voilà mu nekkoon professeur Coumba Kane je rappelle que visio télétravail la ñu def ak moom lépp rek ci dandante gi déplacement yi dafa xaw jafe loolee la Adjatou Awa Mbaye def mu indi ay kaddu yu am solo jëm ci ñaax gi ndax ñaaxe moom du doon ñu tuddee distanciation sociale ou physique nanu ko respecté itam ci biir kër yi parce que nit ñi dañu foog ni ci mbedd bi rek lañu ko war a defee bu ñu nekkee ci biir kër yi di ñooxante yooyu wóoru loolu nag moom moo am solo Alaaji Pape Cheikh lu jëm ci fagaru bi la gën a wax ndax ba ñu ko laajee ne cas yi bari na moom li mu tontu daanaka da ngay xam ne li ci kanam dina yokk moo tax mu ne askan wi nañu yokk seen pas-pas bi mooy nañu takk masque yi dafa am nu ñu koy takkee bu ñu fàttee raxas loxo yi ndax temps yi bu ñu waxee masque yi dafa am ñu fàtte raxas loxo yi dandante bi koo xamante ne ki nga dendal maanaam na yées mètre ni ngeen sorianto ak itam dem bi ak dikk bi lu mënta ñàkk ñu toog bàyyi ko ba beneen ndax feebar bi foofu la toll waa kër docteur nee na ñoom ci jamono ji ñoom li ñu ci gën a yaakaar mooy askan wi ñoom ñoo war a mën a xeex feebar bi mu dellu ginnaaw comme yi na ko yeneen dëkk yi defee feebar bi nag xamuñu Pape Cheikh kañ lay jóge ci voilà xamuñu nag kañ lay jóge ci xamul kañ lay jeex foo jëm ak moom voilà donc nag moom moo tax kon gànnaayu da ngay fagaru fexe kon ba feebar bi bu yegsee tamit du la laal Sénégal am na ñoo xamante ne ba léegi peut-être ñu ngi weddi feebar bi ñu ngi naan ñi ñuy wax ne ils sont dans le déni Pape Cheikh feebar bi bu ñu ko weddi Sénégal wàññi na juróom-ñeenti nit yu ñàkk seen bakkan kon feebar bi bu doon ay naxaate kon kenn du ci ñàkk ay bakkan kon feebar bi am na beddi beeg bodd bi tamit dina am lu bëri lu muy indi ci askan wi Pape Cheikh feebar bi nekkul feebar bu rusu la ndax boo xoolee borom daraja yi la njëkk a dal li may wax ne ñi am paas tukki jël avion ñooñu la njëkk a dal kon xam nga ne feebar bi nekkul loo xamante ne nit voilà du gàccee nit ñi ko am bu ñu demee faju ji ba yàlla dafa leen teraanga ñu ñëw ñoom itam nañu bokkaat ci askan wi ba noppi nag jiite nag ñaax wi ndax nee nañu loo xam ma sàmba gën laa xam boppam kon yow boo dundee feebar bi ba nekk fukki fan ak juróom ñu séparé la yow ak sa njaboot sa waa këñ ngay gis waa kër docteur rek psychose boobu liñ naan tiitaange boobu ak njàqare boobu bis bu jot nga naan virus bi ndax du yegg samay wallaahi Fatma loolu yëpp nga di ko dund boo yeggatee nag si njaboot bi nga la waay na nga fexe nag ñoom itam ba ñaax la ba ñaax leen a laaj Pape Cheikh feebar bi dellu ginnaaw sànq professeur mu ko doon wax ci boulanger yi xam nga dañoo nekk nag ci weeru koor te dañoo bëgg mburu Touré comme moom professeur Coumba Touré ak ñi sant Cissé ak ñooñu dañuy ran mburu yi waaye itam mburu yi mën nañu teel a dem jëndi mburu tamit di dandante comme ni ñu ko waxee dafa am solo ndax askan wi si boppam ñoom ñooy xeex feebar bi mu dellu ginnaaw ndax dëkk boo xamante ne bëri wolof ci wàllum koom-koom Pape Cheikh da ngay bëri pexe maanaam fexe nag ba sàmmonteeg li nga xamante ne mooy cet
ak lépp loo xamante ne fàggu la jëm ci feebar bi. laal gi mu laal koom gi sax dañ ci waxtaan léegi nii ak Maymuna mais d'abord ñu tàmbali jël téléphone yi pour séddale ndimbal yi nga xam ni yéen la ñu ko bëgg a baaxee ci télévision Futur Média ay enveloppe yoo xam ne bu ci nekk daanaka duun na ay ñaar fukk toftal ci ay panier yoo xam ni mën na jëriñ père de famille yi laata ñuy recevoir gan gu njëkk gi di professeur Daouda Ndiaye tey nag defe naa coronavirus bi lu mu dégg rek ñoo ko yàq puisqu'on a beaucoup de questions yoo xam ni bu ñu ko boolee ak question internautes yi dina doon peut-être lu ñu mën a servir pour yéen ñi nga xam ni yéen a àndandoo ak ñun en direct ci télévision Futur Média donc bu leen fàttee hashtag bi QG 2020 daan Covid 19 loolee mooy hashtag bi ci Facebook bu quartier général Facebook bu télévision Futur Média on a tellement de comptes yoo xam ni ci réseaux sociaux yi di ngeen mën di àndandoo ak ñun. itam dañu koo ber daanaka ñëpp la ñu ber fi mu nekk nii ñun juróom dañoo beru Coro Mbaar Ndiaye ak Mamadou Ndiaye ñu ber leen fële bu ca kanamee gan gi di professeur Daouda Ndiaye ak Pape Djibril Fall daañu beru ñoom it fële nga xamee ni moo di studio 7 et puis am na beneen gan goo xamee ni itam dañu koo ber moom kott nekk ca fa mu ne ñu boole ko fa ak caméra robot d'habitude buy ñëw ci quartier général bi day ëndaale ay tabala waaye ren nag malheureusement tabale yi du ñu mën jolli waaye daañu dugg xuus bu baax ci ëttub Cheikh na Cheikh Sadbu xayartu kookee mooy Sadbu Samb Sadbu nag di sunu xarit di sunu rakk di sunu soppe sénégalais yi bëgg ko lool at bu jot mu ñuy bégal ci quartier général bi à travers groupe am waaye ren nag ñëw na ndax mënul ñàkk bégal sénégalais yi moo ni woon Alwali Maane Ndiaye yow la ñuy bégee moom it dañu koy bégee te tey di ngeen bég lool ci li mu ñu naral ci ay sikkar ak i cant ci barkeb Cheikh na Cheikh Sadbu xayartu donc moom it daañu ko fekk ci beneen studio bi nga xamee ni foofee lañu ko ber lépp rek ngir respecter mesures yi nga xam ni jóge na kër docteur balaa itam ñuy dem ak Oustaz Assane ci yenn ci ay questions yoo xam ni ñoo ngi koy recevoir ci allo docteur parce que bu njëkkaan weeru koor ñu bëri daan nañu dem ci conférence yi di dem di naafile ci jàkka yi donc daan nañu am benn problème pour yenn questions yi mais actuellement j'ai reçu par exemple ku ne à partir de quel âge le góor mën a jiite juma wala jiite julli donc c'est une question boo xamante ni léegi daa ko recevoir yenn saa yi ñu considérer yenn questions yi comme terre à terre mais ça a beaucoup d'importance on en parle ak Oustaz Assane dans quelques minutes ci plaque boo xam ne ni jóge na ci téléspectateur en attendant ñu làmb benn téléspectateur bu ko defee ñu mën ko baaxee ndimbalam ci numéro téléphone yi 88 628 22 22 88 628 04 05 wala 88 628 65 65 wala 88 628 72 86 wala 88 628 04 05 je rappelle que yi ñu leen di may bu ngeen ko amee du jar ngeen di déplacé wu mën ngeen wéy di toog seen i kër dinañu jokkoo ak waa Rapidos xam nga ñoom lépp lu jëm ci wàllu daanaka livraison dañ ciy dox am nañu ay camion am nañu ay woto am ay mobilette am yu baax yoo xamante ni day dem ak rapidité donc gis ngeen ci écran bi Rapidos ak taxawaayam yañ cay toftal nag ci taxawaayu Rapidos ci wàllu social dinaa ci ñëw xam naa bu ca kanamee en attendant ñu joxe ñaar fukki junni teg ci panier ndogu bu am solo boo xamee ni mën na jëriñ père de famille ci période de crise bi ñu nekk allo. allo oui. kooku. allo oui madame Amsatou. yow la Amsatou fooy wootee. maa ngi wootee Patte d'Oie. Patte d'Oie fan ci Patte d'Oie nga dëkkee Amsatou. HLM Patte d'Oie. HLM Patte d'Oie nga dëkkee nu ngeen def ak crise bi Amsatou. On essaie de faire avec confinement bi c'est pas évident. Amsatou de ab tubaab avec les enfants. c'est pas évident mos nu ngeen def ak xale yi ak njaboot gi. di coow rek suba ak ngoon. yéen a ngi sensibiliser di leen raxas ak ñoom seen. di la woo ils insistent. wax nga dëgg. depuis démb ñu ngi insister pour jot la et ils insistent maman donne-nous 100 minutes d'appel. c'est vrai tu veux des ndimbal tu veux. ils sont à côté de moi. Tu veux que je te donne un ndimbal? Bien sûr, je suis avec mes enfants et ils le veulent. Mais très bien, je te donne un ndimbal de 100 000 et un panier de dugub et de mboq pour tes enfants, pour vraiment te aider à cette période de confinement. Ça, je suis très contente, vraiment. Voilà, c'est pour vous. Vraiment. Yow yaa ko moom ñu ngi lay gërëm. Bonsoir à tonton Pape Cheikh. Waaw. Comme vous insistez depuis hier, ils insistent. Voilà, donc ils t'ont eu, ils sont contents. Je les embrasse très fort.
je les embrasse très fort ne raccrochez pas comme ça ci ginnaaw ñu jël sa numéro téléphone nga mën a jot ci ñaar fukki junni bi ak pañe bi du jar ngay déplacé wu toogal sa kër dinañu la ko livrer grâce ak Rapidos allo. merci beaucoup. voilà merci d'avoir appelé ñu ngi lay gërëm bu baax jëlal leen ma ko ci ginnaaw ñoom awak service à valeur ajoutée bu télévision Futur Média ñoom it ren dañuy maye lépp rek ci jàppal ma jàpp nga xam ne ni ñëpp ci taxaw il faut faire du social Serigne Fallou Mbacké transitaire jot naa yóbbanteem yegsi na ñu ngi koo gërëm bu baax je rappelle que at bu jot dama leen di proposer en plus de quartier général tous pour un dem di tabax mais mënatul ne ak rassemblement yi nga xam ne ni dañu koo tere waaye am na ma ay ndimbal yoo xam ne ni bu ma ko jotee naa ci mën a toftal ay saaku ceeb ak diwlin pour dimbale ko ñenn ci famille yi nga xam ne ni ñu ngi woote ci quartier général bi ñu làmbaat beneen téléspectateur allo 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 ay ca très rapidement da beneen téléspectateur ñëw balaa ñuy jàll ci leneen sat bu sàmba ngi xaar bëgg nañu mu am lu mu ñu mosal tuuti ci jotaay bi tey lépp rek ci ëttub Cheikh na Cheikh Sat bu wa xayartu sangub ajatu sooda buso allo 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 waaw kooku yow la Alaaji Gise Alaaji Cissé fan ngay wootee Gise Gise Mabo yaa ngi woote fan Medina fan ci Medina mbaa génnoo yaa ngi toog sañoo génn de alkaati yi Medina la nu gën a bëri fi mu tollu tembe nu ngeen def ak crise bi mbaa yéen a ngi protégé wu di sàmm njaboot gi xale yi ak mag ñi waaw gis nga moo tax ñu ngi mën bu baax a baax jaaf waay yow lan nga doon liggéey yow avant crise bi man kii laa def coordonné lan ngay def yow coordonné coordonné est-ce que yaa ngi liggéeyi waaw actuellement yaa ngi xëy di liggéeyi bon dégguma la bu baax xanaa ma bañ la téye balaa sa crédit di jeex ma dimbalee la da nga bëgg yaa ngi taqale d'accord yàlla na taq ma dimbalee la 100 000 francs waaw dina baax 100 000 dina baax waaw 100 000 baax na de mbaa di nga joxe dépense jàppale maire bi waaw très bien donc jox naa la 100 000 da nga fexe ba jàppale ci maire bi bul ko kott lekk lépp dem jox ko xale bu jigéen bi xam naa leen da ngeen gaaw ci Orange Money waaw dama leen miin xale yi xale Medina yi ku ci am ñaar fukk da ngay Orange Money lii jox ko sa yaay nga bokk kook moom ñaar fukk yaa ngi ma teg ne quitte pas ñu jël la ci ginnaaw et puis nga toog sa kër dinañu la ko yónnee nga mën a jot ci sa xaalis nu mu gënee gaaw ayca nanu ma joxaat beneen téléspectateur ndax ndimbal yi lépp la ñu bëgg a joxe tous les jours donc woote leen à tout moment même bu ngeen ñu jotul en direct di ngeen mën am ci lii ñuy séddale guddi gu jot ci télévision Futur Média dina gën a yokk nag fii rek bis yi dem dinañ ci yokkaat yeneen ak yeneen i ndimbal yoo xamee ni ñoo ngi koy xaar ci baaxkat yi nga xamee ni ñoo nekk fii ci Sénégal donc yow Saas Sophie na préparé wu balaa ñu koy fekk fa nu ko ber ñu tontu benn question bu jógee ci téléspectateurs yi kat yi qui demande ci ban âge la ñu mën a la góor mën a jiite. waaw Cheikh jërëjëf xam nga l'islam moom diina la ja nga xamante ni lépp ay texte la yoo xamante dañ ko bind noir sur blanc comme ni ñu koy waxee soit mu bàyyeekoo si alquranul karim bi ñu miin wala si waxu sayduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam wala si ijma maanaam li nga xamante ne fuqaha yu borom xam-xam yi érudit yi waxtaan nañ ba tënk ne lii mën na nekk si charia al islamia wala qiyaas boo ko déggee maanaam ñu ne par exemple lii amoon na si jamono nangam léegi xew-xew bi nan lañ koy atte ñu ne kon nañu dem ressource wu si foofu wala inspiré wu si foofu ngir ñëw mën a indi atte si li nga xam moom moo di si xew-xew yi jamono yi nga xamante ni kër yi dafa ndaw daf ci am ay famille yu ndaw par exemple ki laajte lii moom la yaayam doomam bu jigéen ak doomam bu góor bu am 15 ans et que bi koor gi tàmbalee ba tey heureusement jàngal na ko alxuraan et tout ça donc bi am 15 ans moo koy jiite mais daf ci xaw a am ay doute waaw d'abord sorti imam moom d'abord il faut day nekk musulman charte yi laa lay indil si ñaari minute rek si ñaari seconde ba pare mu nekk ka nga xamante ni ku xam diine la ba pare doon góor mën a jiite ay góor man xale du ma jiite waaw maa ngi ñëw ba pare doon góor mën a jiite ay góor ba pare laab Mamadou Ndiaye mi yenn saa yi mu ne ma sawaay ñu julli bokk da ko déet bàyyi ma jóg ba pare nga taxaw sama ginnaaw yaa ngi dégg charte yi mooy mu nekk jullit d'abord nekk ka nga xamante ni kuy xam attey l'islam la nekk ka nga xamante ni ku laab la nekk ka nga xamante ni ku
ak xelam la ba pare xàmmee naka la ñuy réparer julli gi nga xamante ni dafa jamaj wala borom julli gi dafa juum. donc léegi nag boo ñëwee ci ki nga xamante ni moom moo di jiite xale. boo demee si ngir gi nga xamante moom moo di nguri imam Malik. nga xam ne Sénégal si lañ gën a tënku Afrique de l'Ouest ak yenn dëkk yi da lay wax ne bu de fekkente ne julli farata la. xale mënu ko. mais bu dee naafila mën na ko. d'accord parce que lii di farata du naafila. xam nga julli naafila boo si juumee amul réparé. julli naafila soxlaawul ñaari sujjóot moo xam qabla la wala baada la. contrairement ak julli bi nga xam ne moo di julli farata. mais borom xam-xam yi am na ñu ne âge bi nga xamante moom moo gën a minime. ngir xale mën a jiite ay mag mooy li nga xamante moom moo di fukki at ak ñaar muy 12 ans. muy 12 ans mais am na ñu wax mooy que loolu mais bi gën a wóor muy 12 ans waaye ba pare du nekk julli farata. bu leen di jiite julli naafila lay doon lu mel ni si weeru koor. nga xamante ni dañuy julli farata ba pare xale bi peut-être nekk na daara ja mokkal na alquran baatam neex na dina sàmmunte ak li nga xam ne moo di tartil muy li nga xamante ni moom mooy règle grammatical yi nga xam ne moom la ñu jànge alquran ak conjugaison yeeg ñoom seen apprentissage la sax pour xale bi bu dee julli farata bi yëpp ci journée bi yaa ko julli. bu ñu demee nag ba julli gée ba def shafaak 8h bu naafi la jotee xale bi mën na jiite. mu nekk genre training rek nga xamante ni bu màggee rek fa tabarakallah macha allah day mën a. sama doom ja si jaada ba lay fooyee. day mën a enchaîner yàlla na ko yàlla la fal ca ba mu jël turandoom si alquran ak islam ak ñaan leen si barko Serigne Fallou mu Cheikhul Khadim radiyallahu anhu te may ma xaalis. borom na am mu am jërëjëf mu ngi noonu donc fukki at ak ñaar la ñu wax bu dee nguru imam Malik nee na mën na nekk si naafila mais mënul nekk si farata. comme nag Sénégal si nguru imam Malik la ñu tënk wala ñi si ëpp. kon dañuy wëyee li nga xamante moom moo di imam Malik mooy li mu wax. beneen bi mooy jigéen bu fekkente ne kër goo xamante ni xëy na borom kër ga newu fi tukki na dem na bitim réew wala dafa voyagé wala liggéeyam tënk na ko julli jot bu fekkente ne ay jigéen rek ñoo fa nekk ku jigéen mën na jiite ay jigéen. rek ci biir kër gi mais si digg bi lay nekk. ñi si des aligné wu ak moom. du taxaw ci kanam comme góor di jiite. déedéet musuma koo xam si digg bi lay nekk. jigéen ñi aligné comme moom mu mel ni sàppe benn sàppe rek léegi mu leen di jiite mais buy jàng alquran si suuf la koy jàng buy wax allahu akbar mu wax ba nga xamante ni ñoom dinañ si dégg ñu mën a ànd ak moom donc parce que jigéen même buy julli farata tamit day yelu ndax dañuy wax ne almaratu kulluha awra ma adal waji wal kaffayni jigéen léppam awra la ba mu des xar kanamam ak ñaari tënk loxoom donc loolu moom moo tax ñu ne baatu jigéen buy jàng alquran légal rek warul jëm kaw mais par contre bu fekkente ne day jàngale diine wala l'islam dana ko mën nga wax ndax jàngale bi mën a audible nit ñi mën ko dégg ndax Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekkoon na suñu yaay Aïcha radiyallahu anha soxnaam su baax si saxaaba yi nekk fi di ay kàngam di am ay érudit ay boroomi xam-xam mu ne leen xudu nisfa diinikum an hadihi al-humayra bu ngeen bëggee xam seen diine wala seen genn wàllu diine wala li si ëpp jàngee leen ko si as boroom kaala su xonq si wala as ku xonq si toog di suñu yaay Aïcha radiyallahu anha donc si loolu la ñu sukkandiku ne jigéen mën na waaraate jigéen mën na waxtaane diine jigéen mën na jàngale li nga xam moo di diine islam ndax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la waxoon na saxaaba yi radiyallahu anhum ñuy laaj suñu yaay Aïcha radiyallahu anha kon su demul woon noonu kon du yonent sallallahu alayhi wa sallam du ko jàngale te koo laaj bëgg nga mu wax la te bu la waxee da lay wax si kaw ngir nga mën a dégg. voilà donc première question deuxième question bi kii dafay laaj ci allo oustaz ni est-ce que mën nga def yaramu neen di jàpp ñu bëri dañu koy def boo sangoo ba nuppi rek waaw xam nga tey ji par exemple loolu lu mën a nekk la parce que boo xoolee sangu farata boo xoolee sangu farata par exemple muy sangu set comme ni ñu koy waxee nit ki bu koy def lu muy def xam nga day simmeeku dugg si douche bi jonjoo sangoo ak saaboog njàmpe ba pare daal dee sangu farata boo sangu farata am na ba nga xamante ni day ànd ak njàpp bu la neexee bu dee da nga war a jigéen bu gisoon baax wala góor gu nekkoon ak soxnaam pare war a sangu bëgg a julli ji mën na boole si sangu farata bi njàpp bu paree rek sol ay yéreem wala serbetam fomp dem julli ji donc bu fekkente ne nag da nga bëgg am envie sangu set te boole woo si njàpp bu la neexee boo sangoo set ba pare boo paree nga jàppe noonu boo paree nga génn ala kulli xaal li mu bëgg a wax foofu mooy tey sangu set bi nga xamante day ànd ak njàpp ki koy def du yaakaar naa ne du sol yére te bu paree may nañ ko mu fomp sol ay yéreem dem julli ji kon nit mën na jàpp sans pour autant que mu sol yére te bu boobaa jàppam day nekk la nga xamante ni lu baax la lu lislaam du nangu la maa daama deful si diggante ba luy toj njàppam Baye Cheikh. voilà beneen question ba tey ci wàllu njàpp te man loolu itam daf may trotter souvent la tête am na ku laajte ni sangu farata comme par exemple bu soobee nekkee sa yaram nga war a sangu farata mook sangu normal bi ban moo ciy jiitu
jiitu da ngay sangu normal ak saabu ak machin baal leen ma fur la tàmm waxi dof rek da ngay sangu normalement doog a sangu farata wala da ngay sangu farata doog a sangu normalement. bi gën mooy nga sangu normal jël saabu ak njàmp bomb ba set wàññi sobe si bu baax ba mu dañ sa yaram nga daal dee def li nga xam ne moo di sangu farata parce que tey jii nii boo sangoo farata ba pare bëgg sanguwaat ak njàmpeek saabu sa tënk bii bu laalee sa awra rek sangu ma day yàqu ba pare mën naa collé ci sa yaram waaw bu ko laalee rek xam nga póom bi du li mooy póom xam nga póom bi bu laalee awra góor rek toj na njàppam toj na léegi nag bu fekkente ne yow da nga sangu ba pare farata ba pare bëgg jël njàmpe ak saabu bëgg a bombaat sa yaram yëpp sa loxo bu ko laalee njàpp mi day tojaat sangu mi dootul valable. donc boo sangoo farata ba pare rawaleel sa loxo. mu àgg fenn voilà léegi nag pour loolu bañ la arrivé da ngay sangu ak njàmpe ak saabu ba set wecc soo paree nga daal dee sangu farata nga xam ne si saabu ak njàmpe boobu nga raggu ba set sobe si yëpp daanaka dañ na yow boo paree da ngay sangu farata rek ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam moo ñu ko jàngal ngir boo paree mën nga mën a dem julli ji bu fekkee da nga bëgg julli boo bëggee jàng alquran nga mën a jàng alquran ba d'accord keneen ki moom la ñuy jeexalee ci allo oustaz moom ne dafa nekkoon ak soxnaam ci weeru koor waaye bi muy paree bay sangu tombé na ak juste ñuy salaatu maanaam 5h30 ci la doog a dugg ci douche bi pour sangu set nee na waaw loolu yàqul koor. il était à l'heure. waaw ndax bokkul si li nga xamante ni bokkul si li nga xamante ni day yàqu koor lu tax bokkul si li nga xamante ni day yàqu koor parce que koor li koy yàq yëpp Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jàngal nañu ko te boobu bokk si lu dul bu fekkente ne da nga ko def si li nga xamante ni moom moo di bëccëgu weeru koor te jamono boobu fekk ne yow yaa ngi woor boobaa sa koor day daal de yàqu par contre. te liggéey chaque jour nga romb ko affaire bi daf ko stressé tey. ndeysaan parce que 5h30 daal la tombé bi ñuy salaatu muy doog a pare sangu set. dama lay jox ñaar parce que dafa tegoon ndox mi tàng. dama lay jox ñaar yéex a tàng. dama lay jox ñaar. te chaque jour nga gis ko. nit mën na nekk ak soxnaam wala ak borom këram si weeru koor. ci directeur yi la guddi gi. par exemple ñu seq ñoom ñaar xëy na ñu biddamti bu ñu biddamtee si bëccëgu weeru koor. fekk ba ñuy seq ñoom ñaar si guddi gi la woon loolu yàqul sax seen koor. yàqul koor déedéet bu ñu paree dañuy sangu rek continuer seen koor. déedéet Fatou mosoo xam loolu. bu ñu seqee si guddi gi ñoom ñaar. xëy na ñu biddamti ba karmat par exemple yeewu 9h. wala 10h wala midi loolu yàqul seen koor dañuy sangu farata rek. bu ñu paree surtout ñaareeli boo leen toppee da ngay karmat aawo yi sax dinañ la teel a tàngalal sa ndox mais ñaareeli moom. par contre borom kër ak soxnaam. mën nañ ànd si bëccëgu weeru koor. te fekk ñoom ñaar ñëpp kenn du si am bàkkaar. si naka lu sew la. tey jii nii Mamadou Ndiaye tukki na. yaa ngi dégg ay xale bi jabar ji new fi léegi waa ji tukki na léegi waa ji bi mu tukkee mu ñëw par exemple midi fekk soxna si bés boobu si la ngàntam jeex mu set par exemple 9h waa ji tukki bi moo tax woorul yaa ngi dégg soxna si set na 9h ñu dem ba 14h 15h soxlante xam nga waa ji woorul ndax am na ngànt tukki bi soxna si itam bëccëg boobu wooru ko woon ndax si la setoon ngàntam si la jee boobaa ñoom ñaar buñ kenn wooru si te ku su nekk da nga am ngàntu li lislaam nangu ci biir koor gi ñoom ñaar bu ñu àndee duñ si am bàkkaar mais ça veut pas dire que boo woorul tout est permis boo woorulee boo woorul kay lu wóoru ku woorul luñ ko may rek may nañ la ko boo woorulee bu fekkente ne ngànta lu sharia nangu la ba tax na wooruloo lépp lu ñuy may ka nga xamante ni woorul rek yow boobaa dañ la koy may ndax sa ngànt lislaam nangu na ko te tukki bokk na ci li nga xamante ni day tax nit ki bañ a woor. mais loolu aussi selon distance tukki yu metti yi la woon. waaw foofu laa jëm mais léegi nit ñi dañuy tukki en première classe avion yi souvent dina am confort est-ce que dina jar ngay gàntal julleek ñoom seen. tu as l'embarras du choix. parce que dañuy wax ne jurisprudence fuqaha yi dañuy wax ne inna allah yuridu aw yuhibbu an yu'ta azaimahu kama ruxasahu kama yuhibbu aw yuridu an yu'ta azaimahu nee nañ yàlla su la santee dara ni muy bëggee nga nekk si su la ko teggilee noonu la bëgg nga tegg kooku ndax yërëm ak yërmande bi nga xamante ni moom la yàlla yërëm léegi nag yow yaay xool si tu voyage en première classe wala en business yow yaa xam bu fekkente ne yow wër na le bon nga woor sans problème nga woor sans problème bu fekkente ne itam yow da nga ne man du ma woor parce que l'islam may na ma ko kon dama koy jël boobaa kenn du la wax ne lii la l'islam may doo ko jël en tout cas avant salaatu bi wala après salaatu bi je reçois beaucoup de réactions tellement ça intéresse les gens mais amul problème avant salaatu moom bu ñu xësee ba ne allahu akbar bay waajo wa as-salaatu xayrun min an-nawmi boo tegoon kopp pour lekk wala pour naan
tegal bu fekkee ne da nga bëggoon jote ak sa soxna jéem ko fomm nga xaar ba dog jéem a jot. ba beneen boo ko defee après rek dugg nga si li nga xam moom moo di journée bi te boobaa sa koor day yàqu. li répondeur orange bi naan ñu ngi leen di gërëm ba beneen. fay dafa la siy fekk. tegal ko rek te bu boobaa. mën naa di si yow ñu ngi lay gërëm ba beneen. jërëjëf yaa Oustaz leer na ñu ngi lay gërëm bu baax yàlla sunu borom sàmm ñëpp. xam-xam moom dëgg-dëgg dafa baax ñuy déglu ñu mel ni Assane ñu ñuy dimbali pour ñun ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër yi donc yeneen question yi xam naa dama koy leb rek ba ëllëg puisqu'on a plus assez de temps 23h42 moo jot ñu àndandoo ak yéen en direct ak fu ngeen mënti nekk ñu ngi leen di ñaanal guddi gu neex ci télévision Futurs Médias jusque bi peut-être dinaa la ko baaxee kii dafay laaj ndax woor ba pare dem consultation gynécologique yàq na koor. déedéet ndax à l'impossible nul n'est tenu. gis nga mooy li ma la wax sànq tey jii nii yow nga woor dem defi li nga xam ne moo di consultation gynécologique loolu yàqul sa koor. parce que da nga dem pour faju ji. da nga dem pour xool sa wér-gu-yaram da nga dem pour xool tey yaakaar naa ne loolu ku koy def. am na fa nga xamante ni sa wér-gu-yaram fa la toll. il faut ñu xamante ni léeg-léeg koor li ko yàq nekkul la nga xamante ni lu yomb la. ndax tey jii nii consultation la rek. dem nga parce que boo lay faj waaw dañ lay dem pour faju te xëy na boo ratee rendez-vous mën na jur leneen. nga dem ñu defal la ko si anam ba nga xamante ni moom la gëne ak ka nga fa fekk mu nekk liggéeyam. mu def ko dans les règles de l'art. après boo paree nga delluwaat sa kër dara nekku si yàqul sa koor. d'accord góoru gynécologue bi moom amul benn problème ci liggéeyam la nekk. waaw bu fekkente ne jigéen. am na. ñu formé ko mu nekk gynécologue moo gën. mais bu fekkente ne góor gi moo fi ne te moom moo fi sas keneen mën la ko defal. boobaa bàyyi ko mu dem mu def ko mais du yàq kooru ku góor ki. du yàq kooru ku góor ki bu fekkente ne ku góor ki amul la nga xamante ni la si yëg si diggante bi ba am lu génn si moom. l'intention waaw l'intention dara génnul si moom. amu si bànneex yëgu si dara. liggéeyam la def rek dans les règles de l'art jàmm am ndaw si delluwaat boobaa dara nekku si. mais bu yëgee par contre dara ba am lu génn si moom boobaa. kooram day daal day yàqu. te yaakaar naa ils sont assez professionnels pour dem seen liggéey si anam bi nga xamante ni moom la gëne ndax loolu moom moo tax ñu teg leen fi saytu nit ñi seen wér-gu-yaram pour ñu mën a delluwaat mën a woor ndax koo saytu wér-gu-yaramam ba jox ko ndigal mu mën a woor yow mi nga xamante ni yow yaa ko defal loolu lu mu am si yiw si koor yow danga ko koy da nga siy am sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne ad-dallu ala al-xayri ka faa'ilihi kii di dimbali nit ki ba jaamu yàlla mën a yéwén mën a baax mën a nekk la nga xamante ni lu yiw la lu kooku am si lu baax rek moom dañ ko siy bindal. voilà et puis jot naa commentaire u Ngone Ndiaye Géwél nee na jeeg ji na nuy chronométrer temps bi ñu am balaa salaatu bu ñu bañee am ay problème di poser ay questions ou quoi que ce soit bu ñu ndogoo rek ba jëm salaatu nanu chronométrer lépp lu ñuy def taaj ndogu taaj reer yi ñu ci mën a ñambaas yëpp ñu profité ci def ko balaa salaatu di am ndax yooyu yëpp dafay bégle donc ñu ngi lay gërëm bu baax xam naa yeneen questions yi moom je serai obligé d'attendre jusqu'à demain puisque on reçoit tellement de messages de la part des internautes et des téléspectateurs bu ko defee ñu àggali am na itam bu garaaw boo xamante ni bëgg naa ci profité laaj la ko nee na ndax woor ba pare dem massage baax na parce que massage itam. bu fekkente ne. am na ñi nga xamante ni xëy na suñu borom teg la leen feebar ba nga xamante ni mënul ñàkk. parce que am na ñoo xam ne dañuy def rééducation. ñooñu bu boobaa bu dee dañ leen jox c'est sur rendez-vous nga xam ne dañuy dem pour ñu massal la say tànk nga mën a dox. pour mën a am nekkaat retrouver sa wér. bu dee massage buy faj. bu dee massage buy faj mais bii béggale nag bi ñoom Mamadou Ndiaye di def. de temps en temps même bu dul weeru koor dafa xaram. bii faj bii faj baax na. bii faj mais bii béggale buuba du ko tàmm. même bu dul weeru koor dafa xaram. buuba. même bu dul weeru koor. bii béggale dafa xaram mais bii di faj. amul problème am na ñoo xam ne feebar nañ feebaru yàq après am nañ problème orthopédique ay sciatique ay genre Awa Mbaye xam na li may wax ñooñu dañuy dem ci ay spécialistes ay kinési yu leen di faj di leen toppatoo sur rendez-vous. donc di leen faj ci anam bi nga xamante ni moom la. mais teral sa bopp ni. xaraam. ala kulli haal. ala kulli haal. donc merci yaa Oustaz boobu itam defe naa am na solo piqûre injection est-ce que dafay dog koor. ça dépend bu fekkente ne da nga sentir goût bi sa put. ne par exemple bi ñu la piqûre am na la nga xamante ni sentir nga ko si put léeg-léeg am injection yam day weex nga sentir que wala genre boobaa yow l'islam may teggil na la ko parce que ku feebarul du piqûre
si li ma yaakaar mais am na piqûre ya nga xamante ni par exemple ça dépend fi ñu koy jaaral aussi si sa yaram. bu fekkente ne sentiroo dara si sa put lu mel ni lu weex wala caf ka wala quelque chose comme ça loolu dara nekku su yàqul sa corps. mais boo sentiree benn goût wala wex-wex mu wóor na ne si c'est par rapport ak injection bi. boobaa moom sa corps day mujjee dog bés boobu da nga koy fay. mais balaa salaatu daal boo déggee salaatu bi rek defal ni orange di def ñu ngi lay jaajëfal ba beneen yoon. jërëjëf Baye Cheikh. très bien. mu ngoog ñu ngi gërëm bu baax yaa Oustaz Sadbou Samb nag la ñuy waaj àndal tout en vous rappelant tey lu coronavirus bi dégg ñun ñoo ko yàq aspect bi nga xamee ni bëggoon naa ci ñëw léegi ak Maimouna Gueye Bambalo mooy crise économique bi nga xamee ni indi na ko mais en attendant Mamadou Ndiaye la ñuy nuyu fàttaliwaat leen ni mën ngeen réagir ak hashtag bi di QG 2020 pour respecter mesures yi engagement wu télévision Futur Média xam ngeen ni mooy gunge leen ci période yëpp ginnaaw lu mënul ñàkk nag faaw mu am wàññi nañu effectif bi ci côté bile mais aménagé nañu yeneen studio pour émission bi donc Lamine Samba fekk nañu ko 2-5 dañuy dem studio 4 fekk fa Mamadou Ndiaye ak Corombar Ndiaye en attendant ñuy retrouver Sophie mi nga xam ni dañu ko ber ci beneen côté ngir mu toggal ñu ak ay partenaires yu mu àndal ci émission bi Modou Ndiaye ñu ngi lay nuyu hashtag bi QG 2020 la mais daan corona. jërëjëf Pape Cheikh maa ngi lay nuyu di nuyu suñu mbokk téléspectateurs yi xanaa di wax rek ki ma bokkal studio bi nii xam naa li nga fi ragal naa nga ñëw yéeg ci kaw fekk ñu fi di àtte ay xeex man ak kii ndax déjà bi ñuy commencé ba léegi mi ngi may commencé di ma tooñ ak lu kenn xamul xam naa ni dinañ la woolu fii nga ñëw àtte ci xeex bi fii man ak ji coro Pape Cheikh ni nga ko waxee rek noonu la di wax ni suñu mbokk internet yi mën nañu suivre si réseaux sociaux yi nga xam ne plateforme yu groupe Futur Média wala télévision Futur Média mën ngeen ñu suivre ci suñu page Facebook bu quartier général wala live bi nga xam ne mi ngi am daw actuellement ci Facebook bi @TFM Facebook @TFM Instagram aussi ñu ngi fa am ak live bu nga xam ni @GFM SN WhatsApp numéro téléphone ak suñu invité tey bi di professeur Daouda Ndiaye mën ngeen a envoyer seen question ci 77 112 84 82 77 112 84 82 ngeen envoyé seen question ñu partagé ko léegi ci kanam ak ci suñu invité tey bi di professeur Daouda Ndiaye mën ngeen ñu suivre aussi ci YouTube bi live bi ak www.igfm.sn di site internet bu groupe Futur Média mën ngeen ñu suivre aussi ci Twitter ak hashtag bii di QGTFM 2020 wala hashtag bii di daan corona mu nekk li nga xamante ni moom la ñu mobiliser ñun ñëpp ci groupe Futur Média ak Sénégal di xeex lii di Covid 19 bi wala coronavirus en tout cas ñi ngi fas yéene xaar suñu mbokk internautes yi ñoom déjà questions yi commencé na wala ay contributions ñu ci bari sax déjà ñi ngi commencé poser question kii di oustaz ci allo oustaz bi ñoom tamit xam naa am nañ ci wàllu Pape Cheikh. mu ngoog donc dañu leen tënk rek am na sax ku ma laaj léegi ndax perfusion dafay yàqu koor autant de questions que nous recevons en tout cas tous les soirs dinañ ci ànd ak yaa oustaz bu ko defee ak pertinence am mu indi ay tontu yu am solo yoo xamee ni dinañu mën a jëriñ am na sax ku ma ne même bu dee sa jabar moo lay maase loolu dara nekku ci. waaw ça dépend gis nga Baye il faut nga may ma ñaari seconde ma am lu ma leeral gis nga dafa am la nga xamante nii àndul ak foo àndul ñaari way dencante ils ont toute la journée lu ñu bëgg def ñu def ko guddi gaa ngi fi gis nga bëccëg gi lépp la nga xamante nii mën na xiirtal xelu doomu aadama bi rawatina jullit bii di woor ngir xelam di dem si soxnaam wala borom këram daf ko war a moytandi ko dañuy wax ne al istimnaabu anil muftaraat maanaam sori lépp ak dand lépp la nga xamante nii mën na dog sa koor te ku nekk ak sa soxna wala sa borom kër xam leen fu ngeen di tàmbalee mais bu ngeen xam fu ngeen di yem te jullit bu nekk dafa am la nga xamante ni gis nga coronavirus bi ñuy wax ni mu amee ay mesures barrières koor gi itam dafa am noonu la amee ay mesures barrières gis nga suñu borom suma dafa day wax naan bu leen jege te yaakaar naa ne loo jegewul doo ko laal même bu fekkente ne ñaari way dencante lañ bëccëg bi bu fekkente ne waa ji dafa am lu mu soxlaa wala nangam na muñ ba guddi gis nga saxaaba yi dafa leen arrivé woon si jamono Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam xanaa xamuloo ne même rapport sexuel ñu jéggal ma si kàddu gi seq ak sa borom kër dafa xaraamoon weeru koor gi yépp bii koor di door a wàcc mu nekk farata yàlla daf ko xaraamaloon mais dafa am si guddi gi ñi nga xamante ni si saxaaba yi radiyallahu anhum dañ daan sàcc nañ ma jéggal si kàddu gi di dem di ànd ak seen ay soxna waaye
bii nga xamante ni yàlla mi nga xam moom mooy borom bët bu rëy bi xam li nekk si xol yi ak si xel yi dara ump ko bi mu demee ba constaté loolu mu xam ne lii kat xëy na métti na si jullit ñi te am na yërmande ak cofeel ga nga xamante ni ak ñeewante si ñoom mu ne nag mu wàccee benn aaya ne uhilla lakum laylata siyaami arrafathu ila nisaikum hunna xillun lakum wa antum xillun lahunna alima allahu annakum kuntum taxtaanuuna anfusakum fataaba alaykum fal aana bashiruhunna ba aaya bi jeex yàlla ne bés ni ki tey guddi weeru koor bu ñu dogee rek seen ay soxna dagan nañ leen yàlla ne xam naa ne am na si yéen ñu doon sàkketu guddi gi di dem di ànd ak seen ay soxna waaye loolu yépp yàlla jéggal na la ko jéggal na leen ak bëri yërmande leen ko jéggal ba pare def ko ay tuyaaba xanaa xamuloo ni nit soo juumee wala nga def bàkkaar boo jéggaloo borom bi Baye Cheikh yàlla nee na damay jël sa ay bàkkaar yi nga mës a def yépp multiplier ko def ko ay yiw à condition nga bañ ko defaat waaw kay à condition nga bañ ko defaat yépp dama koy jël def ko ay yiw te nee na saa yoo ma tooñee boo ma jéggaloo man ma jéggalu la parce que man maa leen ubbil buntu tuub te du ma ko tëj ba ilaa yawmi diin moo tax ñu ne jàmm bi saa yoo tooñee yàlla sa xel jéggalu yàlla nekk si rek mooy yàlla daf la na ma jéggal moo tax mu def si sa xel pour nga jéggalu ko kon yooyu yëpp nañ koy moytoon ko bëccëg bi guddi gi loo bëgg a def ak sa soxna bu setee ngeen ànd ngeen def ko am si ay yiw yàlla bindal leen si ay tuyaaba bu si njaboot sosoo barkeel macha allah jërëjëf yaa Oustaz ñu ngi lay gërëm bu baax bu ca kanamee daañu seq waxtaan ak benn sociologue ngir ñëwaat ci importance suk wàññi dem beeg dikk bi Coro Mbaar yaa ci def gëstu mais xam naa dinañu ko waxtaanee ci teewaayu professeur Daouda Ndiaye puisque tey li ma wax sànq rek laay waxaat lu coronavirus dégg ñoo ko yak puisque lu ci ëpp ci émission bi dañu koy jagleel sensibilisation ak seeni question puisque daa bëri zone d'ombre yoo xamante ni ñoo ngi ci crise bi. jërëjëf Baye maa ngi leen nuyu bu baax nuyu ñëpp ñi nga àndal ci wàll boobu ngeen nekkee di ñaan rek suba ñu xool keneen kuñ ma booleel parce que xulloo bi laa àttanatul ba pare itamit xam naa ni yow marié yi yow la ñu yónnee seen ay laaj mais Oustaz Assane célibataire yi yónnee nañ ma ay laaj yu bëri sama waa association yónnee nañ ma ay laaj yu bëri xam naa ni bu ñu ko temps bi mayulee itamit demain ou dans la semaine dinañu ñëw ci laaj yooyu yëpp parce que ñoom xam naa dañu xam ni Ndiaye ak Pape Cheikh ay marié lañu moo tax ñu yónnee ma ko man seen naataango ngir ma defal la laaj parce que xam naa ni ñoom ñoo ëpp problème ci weeru koor geek nuñ koy gérer ak yenn rëkk-rëkk yi. voilà mu ngoog donc à tout à l'heure Thio ñu permettre sat bu wàcc bu ko defee mu màddaal ñu as lëf rek en attendant ñu tënk ci crise bi ñu bàyyi ba professeur ñëw ci li mu laal ci wàllu économie ci kanamam ñu wax ko parce que tey dañuy waxtaanee vraiment lu am solo loo xam ne ni bëgg nañu ngeen bàyyi ci xel l'heure est grave et actuellement ñëpp a jaaxle ndax Covid 19 c'est vrai que de temps en temps ñu ngi reetaan waaye boo déggee limuk ñi ci faatu rek da ngay jaaxle sa yaram dafay daw waa ministère de la santé et de l'action sociale bu ñu dee def seen point du jour ñun ñëpp on a peur il fut des jours ci ginnaaw ay 21 lañ doon am 22 mais léegi ay 60 et quelques y a de quoi avoir peur Fati. vraiment te tey sax amaat nañ encore 64. 14 cas communautaires Pape Cheikh 50 yoo xam ne ay cas contact lañ ñu demoon beneen cas importé sax jeex na ñu jékki-jékki rek dëggaat ci biir cas importé ñu naan nit ñi fan lañ jógee ba pare terewul ñu bëri ñu baal ma si kàddu gi ñu ngi def lu leen neex. di jaar ci porox loolu yi di dugg ci ay dëkk. dugg ci ay frontières ñu tere di loué ay oto di loué ay jakarta di jaar ci mbooy gi comme ni ñu koy waxee ñun mu mel ne di tegg yi ci ruq-ruqaan yi di dugg inconscience boo xam ne doy na waar bu mujj rek ci suñu benn correspondant bu nekk fële Linguère Mouhamadou Moustapha Ndiaye mi ngi jox ay résultats ni dafa am ñoo xam ne dañoo bëggoon dem ci marché daara bi mais dañ leen a intercepté dugal leen ci bërëb teg def leen li nga xam ne moom mooy test yi je crois que nag ministre du transport ki ju dénk wàllu dem beeg dikk bi jot na waa Omar Youm ñu koy xaar rek mu gën ñu indil nag ay leeral ci daan yi nga xam ne peut-être Pape Cheikh war nañ ko teg ñi nga xam ne ñoom ñoo koy def parce que du yaboo rek ñu naan région bi am na fii amut ñi nga xool naka la ñuy def ba circonscrire ko yow nga dem yóbbu ko ci beneen diwaan xamuñu fan ak fan nga jaar c'est cas communautaire yi c'est très 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 grave te xam naa ne Awa Mbaye ak ci kanam invité bi dinañ ci gën a indil ay leeral fi mu ne nii daal njàqare am na parce que bu ñu demee ba kii baatee 700 ci ay fan yu néew Pape Cheikh ragaluñu sax àgg 1000 te yaakaar naa ne Sénégal dinay metti dina metti. j'ai même entendu des spécialistes yoo xamante ne ñu bu ñu moytuwul fileeg ay fan ci kanam Sénégal dina yéeg ay 1000 et quelques te loolu yàlla bu ñu fa àgg yàlla bu fa Sénégal àgg dëgg la mesure barrière yi baax na waaye bu ñu fàtte sarax yi bu ñu fàtte ñaan yi am na ay saar yu baax yoo xamante ni day fànq am na ay sarax yu baax yoo xamee ni itam day fànq bu ñu ko fàtte ndax dafa bokk ak sunu réalité yi sallallahu alayhi wa sallam nee na
nit kuy génn sa kër nga wax bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi samaai wa huwa samiul alimu ñetti yoon boole ko ak fagaru ak li ñu lay sant yàlla da lay musal boo dellu sawaatee sa kër nga wax ko ñetti yoon si olof mooy maa ngi tàmbali si turu yàlla mi nga xamante ni ku tàmbalee si turam dara du la lor di bàyyeekoo si asamaan wala si kaw suuf yàlla mi nga xamante moom mooy aji dégg moom mooy aji xam ku ko mënul si arab nga wax ko si olof ndax yàlla nee na man maa créé li nga xamante ni moom moo di langue yi je parle toutes les langues parce que dafa juróon débat sauf saar yi ñuy tari ci julli bi waaw loolu mënoo ko def ci làkk bu la neex defe naa déedéet ñaan laa wax werante naa ci bërki démb mu ne ma yàlla dégg na làkk ma ne ko kon da nga naan yàlla maa ngi lay nuyu yàlla maa ngi lay ñaan yàlla naa taxaw ñëw seet si pour julli yàlla maa ngi lay nuyu ginnaaw bi ma la sant yàlla maa ngi julli tey pour ñaan la nga defal ma lii yàlla maa ngi lay nuyu wax na ma ca lu ne mu ne ma yàlla dégg na làkk yëpp ma ne ko saar yi da nga koy tari normalement boo dee julli mais boo nekkee ci yeneen fànn ci wax ak yàlla mën nga ko wax ci làkk bu la neex. merci de préciser. ah oui gis nga dina ñu nekk lépp mën nga ko wax si làkk boo dégg ba mu des booy julli même booy tawaaf kaaba gi booy ñaanal si làkk boo dégg yaa ngi dégg ba mu des booy julli moom da ngay jàng mokkal fatiha ak ay saar di ko jullee mais bu fekkente ne ñaan la boo ko mënul si langue bi nga xamante moom lañ koy defee nga wax ko si olof moo tax bi ma waxee ñaan bi si arab ba pare ma wax ko si olof ngir ñi nga xamante ni mën nañ ko dégg ñu dégg ko bismillahi alladi laa yadurru maa ismihi shay'un fil ardi wala fi samaai wa huwa as-samiu al-alimu ñetti yoon booy génn sa kër boo dellu see nga def ko ñetti yoon boole ko ak jël matukaay yi nga xamante ni moom la waa kër docteur tëral yonent bi sallallahu alayhi wasallam nee na boo ko defee yàlla dina la musal te Baye Cheikh wax naa ko démb dinaa ko répété gis nga mbas mi bu si doomu aadama mënoon dara du yëg sa fii yàlla rek moom moo si mën dara li ñuy def mooy fagaru ak pour suñu borom subhanahu wa taala mën ñu musal kon mooy maa ngi tàmbalee si turu yàlla mi nga xamante ni dara du lore bàyyeekoo ci asamaan ak ci suuf yàlla mi nga xam ne mooy aji dégg yàlla mooy mi nga xam ne moo di aji xam nga wax ko ñetti yoon boole ko ak les mesures barrières takk sa masque yor sa gel di def distanciation sociale boo ko defee suñu borom subhanahu wa taala mën na la musal ndax yàlla nee ne lépp lu nga xamante ni njariñ la ak xéewal si man la mais lu leen di lor rek yéen doomu aadama yi toujours si ngeen di dëkk moo tax lii alquran di wax ñu naan mbas mi am na bañ a am mbas amoon na mi din rey ay saxaaba yu bari te boobu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu ngi confinement sax amoon na à l'époque waaw loolu te yàlla Souleymane alayhi salaam te confinement bi ma wax la ay fourmi ñoo ko defoon ay xorondo ay melentaan ndax yonte yàlla Souleymane alayhi salaam dafa am bés mu ànd ak ay soldaawam moom lu yàlla bindoon rek tàggat na la wala am na yu mu si tàggat ba ñu gëm ko nekk ay soldaawam ba si jinne yi muy am benn bés mu ànd ak soldat yi di dem bi mu demee ba jub benn dëkkuwaay ba nga xam ne ay fourmi ay xorondom ñoo fa dëkk benn xorondo moo wax mu ne yaa ayyuhan namlu udxulu masakinakum laa yaxtimannakum Souleymane wa junuuduhu wa hum laa yash'uruun ne ay moroomi xorondaam te xoronda amul xel si waxin mu ne leen gaaw leen ngeen dugg confiné wu dugg seen biir kër ba danger bi jàll danger bi mooy wan kon yonte yàlla Souleymane alayhi salaam ak fas ya mu àndaloo nag ak mbooloo ma ngir ñu bañ ñu massacrer te duñu ko yëg gis nga virus bi bu lay dugg moom yoona new si doomu aadama la amal affaire na fexe ba dugg ko yëggee si poumon yi comme ni nga ko waxee ravagé fa la mu fay def si ay ñaawteef mu def ko fa yàlla nañu si yàlla subhanahu wa taala musal c'est comme ay fourmi ñoo mën a confiné wu su ma waxee loolu dinañ la waakoon yonte yàlla Souleymane alayhi salaam lu mu def ba xam loolu yàlla da ko mooyoon picc bu sabee sax mu xam li picc mi sab te mu ngi ko doon ne woon si papam Daoud ndax yonte yàlla Daoud alayhi salaam flûte la yoroon di mbiit si loolu la ko yàlla baaxe woon lu picc sab mu xam ko yonte yàlla Souleymane alayhi salaam donn ko si nubuwa gi di prophétie gi donn ko si xam-xam bi donn ko si li nga xam ne moo di nguur gi nga xamante ni moom la yoroon kon ay fourmi bu ñu demee bay confiné wu di xaar danger bi jàll bay tax ay nit di confiné wu bay tax ay nit di kon ñun doomu aadama yi nañu confiné wu ba danger bi jàll bi te danger bi du dara lu dul coronavirus bi yàlla nañu si yàlla musal yàlla nañu si yàlla musal beneen bi mooy sarax si nga wax sallallahu alayhi wasallam nee ne sarax rawatina boo def discrètement day fay meru yàlla inna sadaqata sirri tutfi'u ghadaba rabb yàlla mer na nañ ko wax tëjal nañu néegam bële nee naa bu ñu demee olof nee ne waxtaan na neex borom këram bu ñu demee ba yàlla tëjal ñu néegam di kaaba gële kon li ñuy waxtaane si penc mi neexu ko ñu ngi xawinte ay sutura ñu ngi waxalante lu ñaaw ñu ngi seedalante lu ñu xamul te loolu lépp kenn dafa ko lu dul ñun doomu aadama kon ñun ñoo war a tuub
sukkuraam jéggalu borom bi subhanahu wa taala ne ko lépp lu ñu la defoon ñu ngi lay tuub ku nekk ne bu dee man la jéggal ma bu ñu ko defee yàlla jéggal ñu yëpp ubbi ko waat delluwaat na mu meloon wala anam ba nga xamante ni moom moo gën a bàyyi cheikh kon nañuy saraxe bu ñu saraxee rek yàlla bég maanaam faju li almaxtum daan wax day ànd ak ñaan waaw faju dañuy faju di ñaan day faju day ànd ak ñaan ñaan bi nag mënul weesu sarax am na koo xam ne bés boo ko daboon am loo ko jox ba xolam sedd xolu yàlla sedd te bu ñaanee lépp lu mu ñaan yàlla def ko kon nañu góorgóorlu si sarax bu ñu gis nañ ko yërëm tey jàppalante bàyyi macha allah jërëjëf yaa Oustaz minuit mooy doog a jot laataa ñuy fekk Sophie fa mu ne Sadbou ñu ngi lay nuyu di la ziar kontaan lool ci ñëw bi nga ñëw metti na déplacé wu guddi ndax couvre-feu waaye teel ngaa yegg si ci studio yu télévision Futur Média foofu ñu la ber neexuma yoon sama sago dañu koy def ni daaw ak daaw géej tabale yi ba dar la ak piano beeg ñoom seen nga def say feem mais bon Assane wax na ko léegi nii à l'impossible nul n'est tenu ñu ngi lay nuyu di la ziar sang bi Sadbou Samb jërëjëf Baye Cheikh maa ngi lay nuyu bu baax di la ziar di nuyu ñi nga bokkal plateau boobu yëpp di leen ndokkeel ci guddi gi tey di guddi altine di bésu Seydina Muhammad ñu ngi nuyu njabootu Seydina Muhammad yëpp sallallahu alayhi wa sallam ak fépp fu xalifa nekk ci àdduna bi waaye di ci jiital sunu nuyoo Cheikh na Cheikh Aya doomu Cheikh Talibiya doomu Cheikh na Cheikh Sadbou waaye teg ci nuyoo bi sunu buntu muy Chérif Alwalid Mané Ndiaye di ko ñaanal yàlla mu guddal fanam ay dara Chérif ak njabootu képp koo xam ni yontu yàlla Muhammad ay sa maam ñu ngi lay nuyu baax di la ziyaar ak mboolem umma di jaale sunu mbokk yi nga xam ni fa tabarakallahu génn nañu àdduna ñu ngi leen di jaale képp si sunu xarit ñu ngi koy jaale wéyjuram woowu di jaale professeur Massamba Gueye yal na yàlla xari leen ajjana bu ko defee rek ñu bàkk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bégal leen comme niñ ko daan defee lii gënaluñu waaye nii la ko yàlla bëggee wallaahi Mbuur bokk na ci dëkk yi nga xam ni foog naa ni génn fa tey ñëw Ndakaaru jafe na waaye bu ñu TFM soxlaa lépp lu ñu jàppoon dañu koy bàyyi ak fu mu mën a jaar ba yegg si teewee mbir mi kon ñu bàkk Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam macha allah ñu bàyyi la ak ubbite gi ci guddi gi tey alhamdulillahi alladi qad infarat bi annahu laysa lahu kufuwan ahad walam yalid walam yakun qad an yura له شريك في الذي منه الجراء ولم يكن لذات اقتداء Cheikh Sadbou nee na ولا يرى له وصف انتهاء يحيط بالعين وليس يدرك Cheikh Sadou Labi nee na بالعين وتصيرا واسلك هو كريم يلا مغنا هو كريم buur yàlla màgg na wa rahimu te mooy borom yërmande moom yàlla wal abad aji sax dàkk la moom yàlla huwal xaribu yàlla aji jige la wa latiifo te dafa gaaw lool koo mën a woo yàlla ko gën a gaaw huwa latiifu seex na Cheikh Sadbou nee na wa samat yow yàlla yow yaay cappaacoli kon as'aluhu subhanahu min fadlihi salatu ala imami ruslihi kooku mooy sama maam Seydina Muhammadu Rasulullah ye sang bëcc Madina bala ñu koo xam ñu dem yomal qiyam Seydina Muhammad fii ci àdduna yëngu-yëngu yi bari na ku nekk ngi naan may waaja waaye bu ñu demee yomal qiyaam ko ni yaay waaja mu dey naagal ku dul maami
Sëriñ Alwali Maane Njaay moom rek kay jàkkaarloog yàlla di ko sujjootal yàlla naan ko siggil bu ma sujjootal tey du bésub jaamu xanaa danga fàtte sal tuxta wasfaxtu safa laajal amra mu ñu jox la koo bëgg mu dem àjjana dinaa la jox ba nga doyal yow Seydina Muhammad Mustafa ko naan yàlla duma mës ne doy na ndegam sama xeet wi gis naa jenn jëmm ñu nar ko tabal safara duma doyal yàlla dugalal àjjana moo tax Seex na Seex Saad bu naan Muhammadun safiyuna fil maxsare wa alihi wa sahbihi wal adari wa ba'du inni laa'isun billahi min sharri ma janaytu fil malaahi arjuhu yow yàlla yaakaar nañu la an yarhamani yow yàlla yaakaar nañu sa yërmande fil aaxira keroog yawmal qiyaam hatta akuna izal mabaqira zabit imani ya xaaribal faraji Seex na Seex Saad bu neena ya man aata ilmahu bitazraji wa bil yaqini zabit al imani بحق ذاتك وبالقرآن ولا تغير ربنا لجزته إن بارق الريا ونعوة Seex Saad bu neena إذا الحبيب يا لطيف خدوفين فعافني يلا جمال ما فعافني يلا جمالal samay doom فعافني yàlla jàmmalal samay taalibe ci fitnay bàmmeel dafa xat bàmmeel dafa tàng bàmmeel dafa lëndëm nga toog a toog sa bés teru malaaka may rucci sa ruuga mu metti lool te doo xaru nga xam ni yàlla moom mooy borom jaam ñi nga tàggu kër ga jubali sëg ya xarit di jooy dëkkandoo di jooy keneen du mën foofe lu dul di jooy ñu xam ni yàlla moom mooy borom jaam ñi wute ngi nii ci ñaari kër yi kër gi yaa ngi tëdd ci lal bu nooy ngegenoo ngegenaay lu nooy sango mbalaan mu nooy waaye kër ge ci biir suuf si ngay dëkk suuf si ngay tëdd suuf si ngay ngegenoo suuf si ngay sango bu tawee gàncax gi sax ci sa kaw te doo mën a jóg nga xam ni yàlla moom mooy borom jaam ñi. Karim jërëjëf Baye Cheikh macha allah. Saad bu Samb te pare gu ñoo ak yow ndax ñun lu ñu doyal ci say mbir donc ci waxtu wu ne rek dinañ la fekk fa nga toogee bu ko defee nga bégal sunu xarit yi nga xam ne ni naka la ñu la gis rek dañoo bég ci teewaay bi muy yow muy ñeneen ñi ku ci ne di nga jaar ci jotaay bi li nga xam ne ni daanaka dañuy sant bu ñu demee ba tey àddina yëpp télé yi bu koor jotee guddi gi quartier général moo koy couleur loolee akuk sant la te yéen a ci jàpp yéen cantkat yi taggkat yi ñu tuddee leen ay chanteurs religieux heure bi daan na fekk ñu nekk ci programme mu festival Salam mais coronavirus rek mën li c'est-à-dire lépp a taxaw li Youssou Ndour ne mu ngi téye àddina ci ay loxoom et malheureusement kenn gisu ko kenn teggu ko bët waaye téye na àddina ci ay loxoom tey ñi daan balballu ñu tuddee leen ñi gën a puissant ci àddina mënuñu dara ci feebar bi. président Amérique ba bërki démb misaalu yomal xiyaam la. waaw dafa doy waar misaal la dafa doy waar affaire bi Amérique nee ñu maa ngi koy wax démb mooy première puissance au monde président ba yàgg na fëgg dënnam waaye daa tiit ba ni comme nee ñu boo raxasoog gel désinfectant bi mën na rey microbe bi tey ñu ko piquer nit ñi ci njàqareem mu wóor la ni sunu borom rek a mën yi loolu boo ko gisee ruux yi dañ nangul yàlla xanaa xamuloo ne amul benn ruux bu nangul yàlla ruux yëpp yàlla rek bakkan mooy weddi waaye ruux du weddi ndax yàlla nee na dafa dajale bakkan yëpp ne leen alastu bi rabbikum xanaa duma seen borom
ñëpp ne xaalu balaa. ñëpp bu Trump sa bos sama bos ñëpp ñi fi jaar ba ilaa yawmi diin. dëgg la de ñëpp ne yàlla yaa fi ne. pouvoir jarta jaay. ñëpp ne yàlla yaa fi ne. yàlla ne comme noonu la dama lay jël ruux bu ne ma sol ko si jëmm. moo tax tey jii suñu xamante bi du hasard. ndax suñu ay ruux. ñoo bokkoon benn magasin bu leen yàlla dencoon démb si azal. fa mu nekk ruux bu mu jël sol ko si jëmm. ruux yooyu jëmm ju ñu mën a nekk danañ dox ba daje. ndax sàmm kóllëre gi leen yàlla subhanahu wa taala boole woon. sallallahu alayhi wa sallam ne al arwaaxu junudun mujannada fa ma taarafa minha italafa wa ma tanakara minha ixtalafa am na ñoo xam ne dinañ dund ba dee dooma sa gise ak ñoom. am na ñoo xam ne di ngeen dund ba dee dooma sa am ak ñoom jàmm. ndax seen ay ruux noonu la leen suñu borom subhanahu wa taala binde woon démb. kon am na fu doomu aadama di toll. bakkan bu bañee ruux gi mooy yëngu. na ko yow sàkkuloo ma. moo tax tey jii nii même ñiy weddi yàlla bu ñu nee nañu ñaan wala nañu dellu si borom bi seen ruux. moom moo wax. te dégg naa bu njëkkaan ci orma am na baat yoo xamee ni mag ñi daawuñ ko wax te ñun dañu koy wax ay première puissance. le pays le plus puissant. le pays le plus riche. l'homme le plus fort. l'homme du moment. l'homme le plus riche. le milliardaire. le plus riche du Sénégal. le plus riche d'Afrique. le milliardaire du continent baat yooyu léegi dañu koo ñeme. di ko wax te pourtant bu njëkkoon mag ñeeg saaba yi. amuñu woon fituk fëgg dënn ak wane puissance. gis nga tur yi. te baat yi yëpp dañu koo ñeme léegi. tur yi ñu am l'homme le plus puissant du Sénégal. tur yi ñu am. le pays le plus riche. tur yi ñu am. le milliardaire. dañ ñu ko jox rek pour ñu xamante. xamante mais kenn moo puissant. muy yàlla. te yàlla nee na ni ma ko defee nii. mu nekk misaal pour yëpp ëllëg yowmal qiyaam. bu malaaka mi rayee ñëpp ba mu des malaakal mawti mu ñëw suñu borom subhaanahu wa taala ne ko yaa si des. mu ne ko si lan mu ne ko ñëpp dee nañ. yow yaa si des. rocci ruuxam. nee nañ yàlla dana toog at yu bëri. wax benn kàddu kenn du yëngu. xam nga kàddu googu mooy kan. li manil mulkul yawm. qui est le puissant aujourd'hui? qui est le roi? coronavirus wala. yàlla. waaw yàlla mooy. dama ne yàlla. bu rey malaakal mawti bu reyee ñëpp. ba mu des moom ñëw ne yàlla ñëpp jeex nañ. yàlla naka des na kenn mu ne ko kan mu ne ko yow. malaakal mawti ne su ma xamoon ne nii la méttee si waxin. du ma doxale noonu am na ñu wax noonu waaye malaaka du wax loolu. ndax laa yaasuuna allaha ma amarahum. wa yafaluuna maa yumaruun. yàlla nee na malaaka lu ma ko sant rek lay def. te du ma mooy mukk. yàlla ne bu ma roccee ruuxam. ne li manil mulkul yawm. qui est le puissant. aujourd'hui kan moo yor kàttan. ki yor doole am na ñu ne 20 junney at. dara du yëngu. lépp na teg ñu ne si waxin yàlla fëgg dënnam. ne na lillahi alwahidil qahhar. man la affaire bi. man yàlla. man borom kattan. macha allah man borom doole. man mi nga xamante ni maa yor lépp. dara du yëngu. kon puissance kenn rek moo ko am. muy suñu borom mooy yàlla loo bari le. mu ngoog nit ëppale woon na la ko. Souleymane alayhi salaam mi ma la wax. mu ngoog dafa nekkoon buur. yor alal. tey boo demee mën nañ la woon fi mu tëdd. très bien ku yoroon xam-xam wala am rek bés dina ñëw. yàlla ne maa la ko dénkoon delloo ma jox ko keneen ba ilaa yawmi. jërëjëf kon nañu tuub dellu si yàlla. voilà en tout cas man am naa njort bu rafet ni Seydina Mouhamed. dina saafara lépp incha allah balaa yàgg. nañu delluwaat ci sunu borom rek te xam ne duñu ay wàlliwu duñu ay xut bu zamaan nañu jéem rek. ci di moytu tere yi topp ndigal yi. ci wàllu kër docteur ak ci wàllu diine ji ndax mën nañoo sàmm ba ñu mën a génn ci mbas mile. Sophie dañu koo ber moom tamit on va la retrouver tout de suite bu ñu noppee toftal ci partenaires yi nga xam ne ni ñoo ànd ak télévision Futur Média bokk na ci ñoom TQG ak yeneen i sponsors yoo xam ne ni ànd nañ ci xam naa nañ leen lim détaillé tuuti seen njëriñ ak Modou Ndiaye en attendant Sophie la ñuy àndal ak li mu ñuy toggal tey comme xëdd bu ko toggee ba noppi am na ay bonbon yu baax ak xeetu plateau yu ñu mën a naxee suñu bopp mën nañu ko indi ci plateau bi ñu barkeelu ci permettre Sophie wax ñu li mu ñuy toggal xëdd tey ci guddi gi.